def seetu Sénégal TFM namuñ dara baguñ dara waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM jërë ngeen def seetu Sénégal TFM xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara baguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM jërë ngeen def seetu Sénégal TFM. mbokk yi jërë ngeen jëf seetu Sénégal TFM woy bi dafay des ci bopp à force de regarder chaque soir télévision Futur Média ak quartier général jërë ngeen jëf seetu Sénégal TFM jërë ngeen jëf yéen ñi àndandoo ak ñun bis bu jot ci sunu ay programme rawatina guddi gi ñu leen di proposer quartier général premier talk show fii ci Sénégal tey exceptionnellement xam nga vendredi bi ñu umee koor ba tey dañ leen doon bàyyeek waa jàkkaarloo ñoom Ablaye Der waaye tey ci jeexitalu koor gi ñu nasaat quartier général pour gunge leen fii ba ci kanam ginnaaw bi ñu waxtaanee mag ñëpp nag ci kii mag ñi sukkandiku la ñu fas yéene waxtaanee ci avant dernière bi puisque daanaka ëllëg daañu wooraat donc quartier général dafay dellu si waat ce qui veut dire que saison bi dese nanu beneen jotaay boo xamante ni mën na leen a gunge yéen ñi nga xamante ni yéen a taamu télévision Futur Média ñu leen di ndokkeel tey comme bis bu jot préparé nañu leen ay sujets yu am solo waaye bu ca kanamee daañu waxtaanee ki nga xam ne ni moom la Oustaz Pape tuddee ku sakkan ki kookee nag moom daanaka waxtaane ko ngëneel la ba tax rek lépp loo xam ne ni mën na tukkee ci jotaay bi dina leen jëriñ yéen ñi àndandoo ak ñun li ñuy def rek xanaa mooy baaxee leen yi mënul ñàkk bokk na ci téléservice bi c'est vrai que daan nañu leen baaxee taux de change ak yeneen mais ren mbas mee tax lépp wàññeeku ba tax mën nañu leen baaxee rek xibaaru jaww ji ëllëg dina tombé ak samedi donc prévision yaa ngi nii muy minimum yi ci dëkk yëpp 20 degré 19 degré loolee daanaka la dëkk yu bëri di am Saint-Louis 19 lay yeewoo suba Dakar 20 degré Podor 24 degré Linguère 24 degré Matam 30 Tambacounda 30 Kédougou 29 degré Kolda 26 Ziguinchor 23 Kaolack 22 21 Diourbel Linguère 24 degré et puis maximum yi bu ñu demee ba naaj bi gën a génn ci la ñu koy am ci dëkk yëpp thermomètre bi nag mën naa yéeg ba 42 jàpp 43 ba 44 degré boori Linguère Matam ak daanaka dëkk yu bëri yi nekk ci biir Sénégal mën naa wàcc nag ba 43 degré boori Kédougou 42 degré Kolda 41 Ziguinchor Tambacounda 41 et puis Kaolack 42 degré Diourbel 42 Linguère 44 degré Saint-Louis 29 Dakar 26 degré Podor maximum ëllëg dina toll ci 43 degré bu ñu demee ci géej gi xool yëngu-yëngoo mag tekkaaralam di marée haute ak marée basse waxtu marée haute yaa ngi nii bu njëkk bi daañu ko am ci fajar gi bu 7h15 du matin jotee marée haute bi ci topp daañu ko am exactement 19h28 et puis waxtu marée basse yaa ngi bu njëkk bi daañu ko am minuit 57 bi ci topp bu ñu dee jeexal diggu bëccëg gi la ñu koy am boori 13h59 donc loolu moo jëm ci waxtu marée basse ak marée haute jant bi dina xëy ëllëg bu 6h40 du matin jotee nara tëddi guddi gi bu 19h32 jotee donc loolu moo jëm ci xibaaru jaww ji ak carte yi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku pour baaxee leen température yi minimum yi ak it maximum yi ci gox yeeg gox-goxaan yi nga xam ne ni ñoo nekk Sénégal waxtu julli yi tamit ñu baaxee leen ko bu dee da ngeen dëkkee ci koñ yoo xamante ni peut-être ba léegi ñu ngi ci tëjub jàkk ak juma lii bu ngeen ci sukkandikoo mën ngeen ko def alarme seeni téléphone portable donte am nañu am ay application et tout ça am nañu ko amul donc lii ça peut vous servir donc affiche boo xamante ni ça a été réalisé par nos équipes du service digital donc suba teel fajar gi jullee mu ngi toll ci 5h40 du matin tisbaar 14h15 la ñu ko nar a julli ëllëg takkusaan 17h la ñu koy julli timis 19h41 gée 20h41 ci la ñu koy julli ndogu ëllëg dina toll ci 19h34
et puis waxtu naafile yi ñu baaxee leen ko oustaz Assane Seck moo ñu koy faram-fàcceel ñu ngi lay nuyu yaa oustaz di la ziar jox la sa wàccuwaay toilette gi rafet na tout blanc Ndiaye c'est normal ki ñuy waxtaane jar na ko di ko tedd ki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa dem ba bokk ci suñuy habitude at bu jot mënuñoo quartier général te duñu ko waxtaane tey nag daanaka moom la ñu fas yéene jagleel guddi gi di ko bégalee nabiyen yi jullit yi ak képp koo xam ne rek da nga dib soppeem makk amul heure bi daan na fekk umra bi fees del ñu ajandi itam aj bi ndax mbas mi waaye tey lépp loo xamee ni rek daan nga ko dund fa makk téléspectateur mën na ko dund en direct ci télévision Futur Média ñu ngi lay ziar yaa Oustaz. jërëjëf Baye Cheikh maa ngi lay delloo ziar yow itam di la jox sa wàccuwaay di ziar bu baax ñi nekk ci plateau bële ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média nga xam ne weeru koor bu jot dañuy ànd ak ñoom ñu ñuy gunge ñu di leen gunge ci li nga xamante moom moo di émission bu mag bi di quartier général ñaanal leen yàlla ñi nekk ci réew mi ak bitim réew yàlla defal leen jàmm defal leen xéewal sutura teranga àdduna ak àllaaxira si darajay Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla làq leen fu yàq yeggul Baye Cheikh comme ni nga ko waxee ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mbas mi nga xam ne moo jaaxal àdduna yàlla na ko weeru koor gi yóbbaale ñi si yàlla dogal natt bi wàcc seen kaw yàlla saafara leen yàlla jéggal te yërëm mboolem néewu jullit si daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne comme ni nga ko junjee tey moom la ñu fas yéenee waxtaane gannaaw bi ñu waxtaanee ñenn si mag ñu baax ñu selli ñu yiw ñi nga xamante ni ñoom la suñu borom subhanahu wa taala dogal ñu nekk fii si réew mi ndax ñoom ñoo taaral li nga xamante ni moom mooy diine ji fii si Sénégal waaye itam ñoom ñoo dundal sunna sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mag ñi ñaar rek ñoo leen ñoroon Alaaji Baye Cheikh mooy alquran ak sunna sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne weer wi ñu nekk nga xam ne daanaka jeex na di weeru koor gi bu daan toll fii ñoom ñëpp dañu mel dafa am la nga xamante ni neexu leen seen biir xol ndax weer bi ni mu nekkee weeru yiw weeru xéewal weeru yërmande weeru njëggal waaye weer wa nga xamante ni Baye Cheikh yàlla subhanahu wa taala si lay araamale yaram yi safara yàlla nañu si yàlla subhanahu wa taala boole tey nag ñi war a naafila bu ñuy naafila dañuy def juróom benni rakk bu nekk ñu jàng fatiha benn yoon ak suratul ixlaas mooy qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad fukki yoon nee nañ képp ka nga xamante ni taxaw nga ne naafila bi suñu borom subhanahu wa taala dina la tabaxal ay kër yu bare fële nga xamante ni moom moo di aljana naafila rek Baye Cheikh comme niñ koy waxee yàlla xeebu si yéemu si waxin lu si waaye def rek na nekk la nga xamante ni luy sax la bañ a nekk la nga xamante ni tey da nga koy def suba doo ko def waaye li gën mooy lu bu néewee baax na bu baree itam baax na ndax suñu borom subhanahu wa taala nee ne laa yukallifu llahu nafsan illa wus'aha yàlla nee na moom tegul kenn lu mu mënul kon guddi gi nga xam ne kiñ ko jagleel tey kenn la mooy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Baye Cheikh sa soppe boobu nga xam ne dem nga ba taxaw si barrière am nga xam ne bu ñu waxtaanee mag ñëpp tey jii wala ñenn si mag ñi te waxtaanewuñu ko yaakaar naa ne mag ñooñu sax du ñu bëgg ndax seen lépp Baye Cheikh Seyduna Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam gën gi mindeef la ñu ko tuddee nabien bu mag baa ngi fi El Hadj Mbaye Garmi nuyu la ziar la jox la sa wàccuwaay tey sa soppe bi la ñuy waxtaanee Sénégal itam doon xaar guddi gu mel nii ñu am mbégte lool ci sa teewaay El Hadj Baye Cheikh maa ngi lay ziar di la ndokkeel di la ñaanal jàmm bu baax a baax di am mbégte ak contentement bu baax sargal nag sama jarbaat yi ma bokkal nekk jox leen seen wàccuwaay am mbégte ci ñoom bu baax a baax. ci ñoo xam ne ñoo la mag de wala ngeen maase. déet waay. waaw moytul. Baye Cheikh kon âge yi nañ ko seetaat. balaa ngay déclarer jarbaat laaj leen seen identité. kon kon mbay nan gën a dante yi. moo gën a wóor ok fekk si na ma leen. di bég tamit ci Mamadou Ndiaye Papa Bale bu baax a baax ndax moom daf ma jox suukaru koor te suukaru koor ku ko jox mag war laa delloo njukkal. dafa segere. maa ngi la jox sa wàccuwaay di leen ñaanal jàmm lu bare bari. suukaru koor yu féete boor yooyu bugguma ko. mais Baye Cheikh suukaru koor yi kenn warut woon jiitu. li sama papa naan sa yaay rek ngay woo moo ma dal ci suukaru koor bi Garmi rek ngay jox suukaru koor bàyyi sa mag ñi te man ci mag ñi laa bokk. waaw mais bi jaaw na ma fekkee na ma uf wet di ndokkal tam Oustaz Assane maa ngi ko jox wàccuwaayam di ko béggee lu bare bari. xale buzz. waaw macha allah xam nga nag tubaarkàlla loolu la àddina amul solo. lu baax rek moo ci am solo. wallaay Mbaye te àddina bés mu ne la ca war a xew rek moo cay xew. Pape Baye Cheikh yaa baax. loolu la yàlla dogal yàlla yor dogal yi. wallaay Mbaye kenn yoru ko. lépp ci loxo yàlla la nekk. lu mu dogal rek na la neex ba ne mu du bay Garmi loolu laa gëm. di am mbégte nag ak contentement bu baax a baax di ndokkeel ki nga xam ne tey moom la ñu jagleel bés bi. Baye Cheikh bés bii tey. dafa nekk bés boo xam ne bii. soo nee mooy numéro 1 kenn du ko werante. dëgg la de.
xam nga 1 yi léeg-léeg 1 génn ñu ne du 1 bi. dëgg la de. mais bii. 1 la déedéet. boo nee 1 la gars yi daan naan 1 rek. dëgg la de bay ci kooku nag ci la ñu bëgg a jëm muy seen naam sallallahu alayhi wa sallam. damay faral di wax naan moom la yàlla faral. soo tabbee ca Kaaba gu tedd ga. wala nga dem Medina su mun a war nga xam ne ni fa la jóge woon. tubaarkàlla fa la dellu. da ngay xam ni kii dëgg-dëgg bokk ci moom la yàlla faral. moo tax tey daal liñ naan daal bés bu ne daal bés la. waaye bés yi daal ci biir bés yi. bés bi daal daf ci bokk. xam naa daal mbokku téléspectateurs yi ku ci nekk daal na nga branché rek ci miroir du Sénégal. tey daal am ngeen gan gu mag. ñu jox ko nag wàccuwaayu gan yi. ok gan yi fi jaar yëpp. ay gan lañu. waaye gan bii day sunu bos. mooy Papa Hann mu baax ni sunu bosat sunu bosat boo ko xoolee Baye Cheikh boo ne ko jàkk rek xool bu leer bi ngay njëkk a gis ci moom ci kanam tudd naa la décortiquer kan mooy Papa Hann jeena jërëjëf El Hadj ki jara waxtaane la ñuy waxtaane borom barrière or ba ca Médine ki nga xamee ni sunu borom ma ni mooy gën gi mindeef kookee nag ku sakkan ki la ko Oustaz Papa Hann tuddee mi nga xamee ni daañu ànd ak moom ci waxtaan wi ak fu ngeen mënti nekkit ñu ngi xaar seeni réaction moo xam ci téléphone yi moo xam ci hashtag bii di QG 2020 nga xam ni mu ngi bëgg a jëm jeex nag ëllëg daanaka ci la ñuy def bouquet final bi waaye tey ci àjjuma bi daal ki ñuy waxtaane moo jara waxtaane ndax woykat yi sax wax nañu ko loo mën a woy lu sa baat neex boo ko woyul woy wi day niil loo mën émission lu émission bi neex boo ko waxtaanewul sa saison wu émission dafay nul te oustaz nag wax dëgg yàlla bu ñu demee ba suñu borom ne kooku mooy gën gi mbindeef defe naa koo waxtaane rek kii yee jara waxtaane yaa oustaz. jërëjëf Baye Cheikh moom Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla xooloon ne ko wa innaka la ala xuliqin azim dëgg yaa rafet jikko Baye Cheikh yàlla bi muy tagg Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taggew ko askan taggew ko dara lu dul li nga xamante ni moom moo di jikkoom loolu mooy wane ne doomu aadama suñu borom subhanahu wa taala li mu bëgg si moom boo gëmee yàlla gëm Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy nga roy ko sa kéem kàttan ndax moom mooy ki nga xamante ne moom mooy suñu royuwaay moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yonent yi yàlla yi ma sa yónni yëpp laata Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon gane jamono ñoom ñëpp ñëw nañ ndokkeel ki nga xamante ni moom moo di way juróom bu jigéen di suñu yaay Amina radiyallahu taala anha Baye Cheikh Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xamante nii ëllëg yawmal qiyaam moom la yàlla subhanahu wa taala di jox drapeau sant yàlla bi ngir lan mu téye ko waaye moom la yàlla suñu borom subhanahu wa taala di teg si buntu aljana muy accueillir nit ñi di leen dugal moo taxoon mu ne li kulli nabiyin daawatun mustajaba wa inni ixtabatu daawati mu ñu ne ko ndax kan mu ne li ummati shafaati yawmal qiyaama nee na yonente bu yàlla ma sa yónni toll nga jamono si njàqare nga tàllal say loxo borom bi subhanahu wa taala waaye moom nee na yitteem yëpp du daray àdduna ndax keroog sa Taif ba ko xale ya di sànni ay xeer ba deretam na doon wadd ba nga xamante ni malaaka mi ñëw ne ko sa borom nee ne boo ñaanee rek mu dajale ñaari montagne yi dëkk bi daaf kenn dootu fi nekk mu ne allahumma igfir li qawmi fa innahum laa yaalamuun kookoy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa yërmande ja sa baax ja sa dal ja sa teey ja sa tabe ja kooku la ñuy waxtaane tey sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàlla yow baalal sama xeet bii dañu ma xamul waaye bu ñu ma xamoon du ñu ma def li nga xamante ni moom la ñu def ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñun rek ñoo ko intéressé ñun rek lay tiitaroo ñun rek la bëgg nee naa nag nit ki bu la bëggee da ngay fexe ndax bëgg comme ni ko olof waxee yëg moo koy fay kon nañu yëg Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lépp la nga xamante ni tegal nañu ko ñu nekk si lu ñu tere ñu bàyyi ko comme ni ko suñu mag ñu baax ñi defee ñi fi waxtaane ñëpp amul kenn ka nga xamante ni lu dul jël na xalimaam tagg waxtaane xamal ñu kan mooy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te Baye Cheikh yaakaar naa nit ki bu ñu la koy présenté di la ko wan dañ bëgg nga jël li nga xamante ni moom moo di ay jikkoom waaye Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo wax ci alquran ne moom amul problème bu xiifee amul problème bu maree amul problème bu feebaree amul problème xam nga kañ lay am problème ñu ne ko jullit wala diwu sàngam dafa feebar diwu sàngam amul lu mu lekk diwu sàngam amul lu mu naan yàlla na ci alquran laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina raufur rahim yàlla nee na yéen doomu aadama yi yéen jullit yi dama yebal ci yéen ab yonent boo xamante ni nit la comme yéen waaye am na lu leen utale ndax day jot wax yu te yéen du ngeen ko jot yàlla nee na harisun azizun alayhi ma anittum lépp la nga xamante
xamante ni jànkonteel ngeen ko si metti rek Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu dafay am fu mu ko yegg si biir xolam waaye nag harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim yàlla nee ne rasulullahi sallallahu alayhi wasallam amul si yéen sago moo tax du jóg si di ma ñaan du jóg si di ma tàllal loxo du jóg si di ma tinu ngir ma yërëm leen moo tax suñu yaay Aïcha radiyallahu anha Baye Cheikh dafa am bés mu ñëw fekk sang bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam tàllal loxo yi di ñaan naan yàlla nga yërëm sama xeet yàlla nga yërëm sama xeet yàlla nga yërëm sama xeet sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha ne amiin man day texe naa ndax yàlla du delloo sa ñaan mu nekk ndax xam day lii laay ñaanal sama xeet saa yu ma sëlmalee julli kon nañu am yaakaar te bëgg sang bi te topp ko te roy ko ndax loolu rek moom moo ñu mën a jox teranga adduna Baye Cheikh moo ñu mën a jox teranga àllaaxira benn jaamu yàlla la nit di def suñu borom subhanahu wa taala di ko defel te mooy julli si sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga lu tax parce que ñun mënuñu julli si moom moo tax ñu naan allahumma salli ala saydina muhammadin wa sallim yow yàlla maa ngi lay ñaan nga julli si sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te nga musal ko ndax yàlla mi ko sàkk moom rek moo ko xam te moom rek moo mën a julli si moom ndax ku yàlla julli si moom malaaka yi julli si ñoom yàlla digal ñu julli si ñoom Baye Cheikh kooku mooy sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom barrière heure bi te nee na ku julli si man benn yàlla julli si yow fukk ku julli si man fukk yàlla julli si yow téeméer ku julli si man téeméer yàlla julli si yow junni ku julli si man junni sa mbagg ak sama mbagg ba biir aljana loolu noo koy dégge mooy day taxaw buntu aljana di la xaar boo ñëwee mu akolaat la ne la ahlan wa sahlan udxuluha bi salaamin aminin dugg leen biir aljana ànd ak sécurité ànd ak dal ànd ak tey muy dund ba nga xamante nii amul jeexu amul fu mu yem kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Baye Cheikh moom la ñu fas yéene waxtaane tey fas yéene dalal oustaz Pape Hann mu wax ñu kan mooy Seydina Muhammad si ay jaar-jaaram sa leerga ba si mujjantalug dundam Baye Cheikh. voilà donc loolee mooy waxtaanu tey bi Chérif Boubacar Aïdara Alkhayri itam ñu ngi koy xaar xam nga man itam je peux pas tout faire. damay présenter ba 6 heures du matin nit kott la coordination bi dañu ko dénk ay nit ku ci nekk am na looy def Mamadou Ndiaye Coromar Ndiaye Bijou Ndiaye ku ci nekk yaa ngi ci reportage yi Cissé ngi ci coordination bi Mao Cissé ngi ci oustaz Pape Hann ngi ci bu ma doon robot sax mu baax waaye du ma robot moo tax donc ñu ngi xaar gan yu tedd yooyu nga xamee ni wax dëgg yàlla bëgg nañu ñëpp profito barkeelu ci jotaay bile nga xamee ni dañu ko jagleel Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est souvent dur de faire de la télé mais puisque yéen sopp ngeen nous on sera là pour vous accompagner bu ko defee ñu jox leen li ngeen bëgg ci programme bu exceptionnel bile ñun ñëpp a ngi fi nag pour gunge leen Mame Faty ñu ngi lay nuyu di la ziar yow itam comme d'habitude joxati la sa wàccuwaay. Pape Cheikh ma lay fay yow tamit di la jox sa wàccuwaay naka noonu di nuyu téléspectateurs yu télévision Futurs Médias foo leen mën a nekk ci àddina bi ni ñu koy waxee rek mbégte la ñuy am saa su ne Pape Cheikh di bokk ak yow plateau di nuyu itam ñëpp ñi nga xam ne ñoom lañ seqal jotaay bi jaarale ko ci Garmi Thioro Mbar Yacine ñu Mamadou Ndiaye ak itam sunu gan yi ñuy xaar oustaz Assane Seck itam naka noonu Pape Cheikh. mu ngoog et puis dinañu waxtaanee comme d'habitude jàmbaar yi. social waaw jàmbaar yi la ñuy waxtaanee tey xam nga Pape Cheikh fii moom macha allah bi ñu tàmbalee quartier général ba léegi lu ñu fi indi rek ci kàttanu yàlla dañ ciy am saafara te comme dañoo wax nag ci weeru koor weeru promotion la ñu ñëw rek ci social bi jigéenu jàmbaar ci kanam tuuti daañu dem seeti ku ñu naan soxna Jaxu Sarr moom nag Pape Cheikh li ñu doon wax rek conséquence su mbas mi ngi noonu am na yeneen jàngoro yu fi nekk yoo xam ne peut-être waxtaane wuñ ko fàttali na démb rek ñu ngi koy wax naan at mu jot Sénégal dinañ am peut-être 10 000 cas cancer muy def nag ay loraange tey nag dinañ waxtaane ak soxna soosu ak jafe-jafe yi nga xam ne moom lay jànkoonteel mu wane rek ne Pape Cheikh du mbas mi rek moo fi nekk mais am na yeneen feebar yoo xam ne tey ñu ngi fi démb rek fàttali ne mi ngi ko doon def ci benn élément donc tey dinañ leen jox exemple type bi soxna soosu mbas mi tax na ba daanaka deful yenn ci ay soins yoo xam ne waroon na koo def bu ñu ko waxee nag koppar yi ñoo matewut ak itam jafe-jafe yi àddina ci kanam tuuti daañu dem ca gox bu ñu naan daaxu max naan ca Touba dem seeti Jaxu Saar mu ngoog Yacine tamit mu ngi fi Yacine Rasoul nabi yéen la de parce que sànq ba tey sama seexu màkk yëpp ñu ngi commencé yëngu te tàmbalee gu ñu waxtaan bi pour waxtaan suñu soppe boobule ñoom El Hadj May Yaaya Wan suma seexu màkk yëpp bu ñu gisee image màkk yi seen yaram dafay daw bu ñu dee waxtaanee yonent bi seen yaram dafay gën a dawati ren nag c'est tellement compliqué ak crise du coronavirus bi la nga xamee ni kenn waxaguñu wow na kenn waxaguñu tooy na kenn waxagul ndax dañuy aj wala duñu aj muy affaire bu compliqué boo xamante ni coronavirus rek ko mën moo tax résilience bi moom on en parle tout à l'heure ak Yacine Yacine Rasoul
merci Baye Cheikh di wax comme ça su ne ni ma koy defee rek asalaamaaleykum wa rahmatullah barakatuhu maa ngi nuyu bépp kilifa diine ak aada boo xam ne yaa ngi yeewoo ci réew mi mais l'ensemble des téléspectateurs de la télévision Futur Média Baye Cheikh comme ni nga ko waxee Yacine Rasoul boobu moom Chérif Boubacar Aïdara bi nga wax léegi di suñu wóllëre nga xam ne dañ yàlla dafa dogal ñu tase dina ñëw nag ndax mënul ñàkk ci bis bi coutume la moom woyof na woyof goo xam ne bis bi suñ ko ci woowee ak ñu fàtte ko dafa war a teew ndax dafa war a ñaan di muslaay si bis bi rek di nga xam ne da koy jëmmal di sëtu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci fan yee ci passé rek naamte daan naa jël ay affaire sax di ko tuddee rasul ak sama ay yenn mbir moo jékki-jékki rek ne ma tur bi signé naa si rasul désormais Yacine Rasoul te muy sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma sori ci lool bis bi tamit diis lool waaye di ñaan yàlla mu woyofal ko ndax kenn du rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Baye Cheikh ki nga xamante ne ñu mag ñu baax ñi ci réew ñëpp di suñu ay référence moom la ñu joxañ ne mooma sëñ Touba bi nga xam ne moom a gën a yee may bokk nag ci élément sëñ Touba parce que ëtt boobu laa bokk keroog bi may liir xasidaam yi nga xam ne mu am benn télé de la place très souvent day traduire xasida sëñ Touba yi ma ne lii de xanaa àdduna jotu ci ndax ni muy taggee rasulullah ak dimension bi mu am Baye Cheikh li mu am yëpp ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la ko amee keroog laa jàppoo kooku di ko woo di ñaan yàlla rek yàlla na bis bi liñ ciy xaar ñu àggale ko mais comme tu dis tout à l'heure résilience la ñuy waxee xam nga Covid 19 bi mu duggee ci réew mi ba tey continuité la. Semaine dernière wax naa ci li nga xamante ne interpellé woon nga ma ci maanaam su yi amee nan lañ koy dékkoo jotoon nga ma interpellé ci éducation nationale ma am lu ma ci wax tey nag ma dem ci li nga xamante ne mooy agriculture maanaam mbay bi tey war nañoo xool ne frontières yi tëj nañ ko am na yu bëri yoo xamante ne tey dañ ko soxla ci suñu wàllum dundin nan la ñu war a mën a taxawee loolu nag mu laal environnement ma am benn découverte bu ma def ci benn gel ñu koy tuddee gel bi gel boobu nag Baye Cheikh am yu doy yoo xam ne mën na ko def si wàllum agriculture ba nga xam ne clémentine yi ñuy gis yeneen réew mën na fee am ceeb bi mën nañoo am autosuffisance te du yàq dara si li nga xam ne mooy suñu environnement mais naamte sax dañuy économiser li nga xamante ne mooy ndox bi la xam naa suñu duggee ci éléments yi dinañ ko gën a développer incha allah. koy développé ko ba pare duñ ci dem rek dañ doon coming next nga def ni Marie-Louise yaatal ko donc nañ ko teg rek pour gagner du temps ndax ki ñuy waxtaane defe naa comme il est déjà 23h42 du doy te lu am solo la surtout par rapport ak mbay mi ci période bi la je pense qu'on peut regarder l'élément profito ci développer ko donc bifurquer chez Thioro mbay maanaam seen arrosage ni arrosé la ñu bëgg soppi nan lañ koy sottee dañu xool ni gàncax ak bu mu ci mën a doon boo sottee ndox benn partie day infiltré benn partie day évaporé ci kaw donc gàncax bi lu mu ciy naan kon du weesu 30% loolu mooy waral ngay arrosé bis bu ne wala ñaari bis bu ne donc kon kuy arrosé bis bu ne wala ñaari bis bu ne te yow fekk facture SDE nga am si sa tool wala teen nga am bu am pompe énergie wala nga am machine courant donc bu boobaa li ngay consommé day bëri soit di nga fay facture bu cher wala di nga jënd essence bu bëri wala di nga fay facture bu Senelec bu cher alors gel bi nag moom boo ñëwee moom mi ngi nii lay mel donc boo ko mélangé mu jox la lii donc boo ko mélangé lii la lay jox maanaam day naan ndox mi donc boo ko defee ci plante bi nga sotti ndox mi balaa muy infiltrer wala muy évaporer moom moo koy naan téye ko su ko naanee téye ko di ko jox plante bi ndànk-ndànk mu nekk benn genre goutte à goutte naturel ci plante bi saa yu soxla naan ba du xaar nga ñëw arrosé ko même boo fi nekkul moom day naan am na ndox bu nekk ci wetam ba pare day naan donc moom du stressé wu du def dara tout le temps foofu day humide day tooy. gel bi tamit c'est un produit bio produit la boo xam ne bio amul produit chimique amul dara te ñëpp xam nañ ni actuellement fi ñu toll nii ci bio lañ jëm parce que xool nañu chimique produit chimique yi day yàq non seulement baaxul suñu santé mais également day yàq suuf bi au fur et à mesure ngay bayee produit chimique yi day dem ba yàq suuf bi moo tax nga gis suuf am ci rendement. produit bi nag dañ ko testé ay at balaa ñu koy utiliser parce que suñu tool nañ ko njëkk indi buñ ko indee suñu tool ñu def ko ci buñ ko ci defee toog diir gis njariñ bu ñu defal faytuñu facture bu cher soxlatuñu surga yu bare donc amatuñu problème ndox te ñu ngi économiser ndox ñu ngi mën a bay bu yaatu ñu ne lii kat am na njëriñ nañ ko indi kat suñu dëkk Sénégal. benn produit la boo xam voilà donc surtout par rapport ak mbas bi pendant que élément bi di jàll baxaw daa brens baxaw juum mook jabar jee couplé di ma seetaan di bu pare di ma woo téléphone di ma expliquer ay affaire ma ne ko mais baxaw yow en tant que professionnel xam nga ni maa ngi ci télé bi
mu ne ma deet seetaanu ma ne ko waaye lu waay gàtt dégg-dégg yëg xam nga ni heure bii Pape Cheikh Diallo ngi ci télé bi non mais baxaaw lu ma koy def te ma ko xëdde taal ko mu ne ma baal ma bul wax dara njëriñ amu ko naa la tuddee doom bon c'est notre ami nit ku baax ku bëri valeur la ñu ngi koy béggee bu baax et puis jabaram baax enfin il était temps baxaaw ñu ngi lay béggee bu baax donc on était en train en même temps de regarder cet élément réalisé en visio télétravail par Yacine Rassoul jëm ci résilience boobu la nga xamee ni surtout mën na jëriñ ci wàllu mbay mi actuellement. tout mën na jariñ bon pour dire que c'est une femme nommée Binta Baye Cheikh moo toog en 2014 papaam am li nga xamante ne mooy benn bay pour revenir rapidement ci historique bi ñu amoon ay difficultés donc moom fa mu nekk ci Europe am benn affaire bu mu seetaan gis ne loolu suñ ko indee ci réew mi war na mën a changer suñu agriculture Baye Cheikh benn sel potassique la sel boobu maanaam ay doom la wala poudre laa ko mën a waxee pour que téléspectateurs yëpp mën a comprendre poudre boobu tey soo ko defee ci ay barigo mu taw day naan ndoxu taw bi 500 fois wala tey nga jël arrosé ko jël sa ndoxu bopp def ci poudre boobu da koy naan daal di nekk li nga xam ne mooy gel léegi nag gel boobu soo ko jëlee Baye Cheikh dem def ko ci suufu garab wala plante wala loo xamante ne da nga koy bay muy tomate wala muy citronnier dafay mën a arroser garab gi sans pour autant nga mën a ñàkk li nga xam ne mooy ndox bi xam nga Baye Cheikh tey su fekkee ne da nga jël ndox arroser ko ci benn garab da ngay xam ne 20% ci ndox bi da nga koy ñàkk parce que day dugg ba ca biir bi yow miy arroser xamoo sax lan la gàncax gi soxla ak lu mu soxlawu ci ndox da ngay arroser rek ba sentir ne lii tooy na alors gel boobu day permettre tey soo ko defee ci plante bi mu mën a di arroser en permanence li nga xam ne mooy racine bi du ko ñàkk ndox ce qui veut dire que soo gisee ci yenn photo yu ñu mën a illustrer plante yi nga xam ne tey ak légumes wala fruits yi nga xam ne tey gel boobu la ñuy def ci suuf si pour muy arroser li nga xamante ne mooy racine bi ni ñuy tollu ak ni ñuy amee ndox ak ni ñuy amee vitamine du bokk ak bi nga xam ne tey amul gel bi donc te gel boobu da koy mën a di arroser ndànk-ndànk ba pare mën nga toog ci diiru fukki fan ak juróom yoo xamante ne doo arroser am yenn plante yoo xam ne mën nga toog ci fanweer ci àdduna boo xam ne léegi Baye Cheikh ndox dafa manqué ndox dafa jafe donc day permettre li nga xamante ne mooy dañuy mën a économiser ndox bi ci des mooy gel boobu day permettre tey soo ko amee ci benn quota ndox boo xam ne jox nañ la ko ci quantité boobu di nga mën a arroser li nga xam ne mooy mango mooy citron mooy leneen ak leneen alors que tey soo amee sa benn quantité ndox te amoo gel boobu benn façon mbay rek nga mën a def donc grâce à ce gel là dinañ mën a booster li nga xam ne mooy agriculture bi tey soo ma tànnalee dëkk boo xamante ne seen suuf musuta nangu mbay gel bi soo ko fa yóbboo tey lu la neex mën nga ko fa bay parce que day mën a dugg ndànk ci biir ba pare nag li ma ci gën a neex du yàq dara ci environnement bi tey mën na nekk ci suuf si ñetti at bu ñetti at yi jeexee day désintégré wu normalement c'est si li nga xam ne mooy si suuf si bi si des mooy soo ko defee si ay barigo def si ndox mën na toog fukki at ak benn ba fukki at ak ñaar yoo xam ne da ngay tibb rek di lal fi nga xamante ne foofu nga bëgg foofu nga choisir wala foofu nga ne foofu ngay mbayee mu nekk aussi lu important Baye Cheikh ci wàllum reboisement nga xam ne tey manqué nañ ay poumons verts ci réew mi am na yenn dëkk yoo xamante ne mënuñoo am gàncax mënuñoo am garab parce que seen suuf moo ko nanguwul seen climat moo ko nanguwul donc grâce ak gel bi nga xam ne gel bu naturel la dëkk yi ci àdduna yu mag yëpp nga xam ne tey dañ leen di tudd ci agriculture façon gel bi la ñuy utiliser depuis des années donc bi ma ko découvrir à travers gel bi na ma ne pourquoi pas tey ci fi ñu toll nga xam ne dañoo soxla autosuffisance alimentaire dañoo ne dëkk bu ne tey war nañoo mën a dundee li ñuy bayee ba wax sax di ko mën a exporter donc ma ne naa ko indi sur le plateau wan ko àdduna bi wan ko téléspectateurs yi pour ne rek solution yaa ngi fi Baye Cheikh solution yi manqué wul parce que en termes de rentabilité mais non seulement en termes d'emploi te investissement bi nekkul lu cher. Voilà donc c'est très intéressant il y a tellement de choses yoo xamante ne ñu bëri xamuñu ko ci ay domaines surtout ci mbay mi nii bu ñu ko génnee tu te rends compte que am na yu baax yoo xamante ne am nañ ko ñu ngi la ci gërëm bu baax donc jëm ci résilience liée au secteur de l'agriculture donc mbay mi fi mu nekk nii ñaanuñu yàlla mu sooxee crise bu laal mbay mi moom baaxul ci dëkk day indi sax crise day indi famine ndax am na yu bëri yoo xamante ni bu ñu
ko dee bay dem ba duñu ko mënati bay du baax. waaw ba pare ndox dafa manqué tey li gën a jafe ci mbaykat ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci milieu mbay bi muy agriculteurs yi mooy am accès à l'eau déjà ndox rek pour nga mën ko naan am ndox bu potable boo xamante ne moom nga mën a sangoo soo demee si dëkk yi gën a sori si àll bi doo ko am donc tey grâce à gel bi ku ci nekk mën nga jóg ne man pare naa pour bay bi ci des mooy soit tey soo ko defee si ay réceptacle taw bi ñëw parce que taw bi su daan ñëw day taw soit mu inondé nga am yoo ci ñàkk mais tey grâce ak poudre bi da nga koy mën a économiser taw bi su ñëwee su ci sotteekoo dina ko mën a naan ba pare di nga mën a am sa mbay comme ni mu la neexee te sur le plan de l'environnement aussi dafa nekk lu am solo ndax amul benn effet négatif si li nga xamante ne mooy suuf siñ koy bayee donc mu nekk loo xam ne cherul c'est accessible tey man bëggoon naa ñu citeel ma benn dëkk boo xam ne yàgg nañoo bëgg a mbay ceeb amuñu ndox pour mën ko irriguer parce que ku xam ceeb xam ne dafa soxla ndox bu bëri grâce ak gel bii nii di nga ko mën a am ceeb de qualité parce que day def li ñuy wax mooy phénomène d'osmose mooy le phénomène éponge xam nga su xasee naan ndox bi day funki donc li lu sekki voilà exactement donc li racine bi di soxla rek moom lay jël ndànk mën nga toog xoolal imagine tous les jours war nga xëy arrosé c'est li nga xam ne mooy sa plante yi nga am tey mën nga toog fukki fan ak juróom ba ñaar fukki fan ba weer si yenn plante yi doo ko arrosé parce que jot nga cee def gel bi donc muy loo xam ne innovation la war nañ ko mën a intégrer si suñu politique agricole di féliciter ñi nga xam ne nag ñoo ngi ci depuis 2014 li may faral di wax c'est le moment Baye Cheikh ñu dellu xool li ñu am ci réew mi borom xam-xam yi ak ñi nga xam ne jotoon nañ am yenn initiative yi ñu boole leen ci crise bi ndax war nañoo mënal suñu bopp. intéressant Yacine ñu ngi lay gërëm bu baax tey nag ki jara waxtaane mooy gën gi mbindeef ci kanam tuuti ñu tàmbali li ñu ko jagleel ci guddi gi tey ci télévision Futur Média képp koo xamee ni da nga dib jullit wala sax nga dib nabien parce que fii Sénégal soppeem yëpp nabien lañ leen di woowee donc nabien yi tey dañoo teel a yëngu bu la neexee mu doon gàmmu bu la neexee mu nekk màggal waaye tey daal yonent bi la ñuy waxtaane borom barrière or ba ca Médine ku ko fekkee yàlla na doon gëneel pour yow ndax koo mënti waxtaane ki ñuy waxtaane tey moo jara waxtaane donc lii am ba des mooy ànd leen ci ak ñun fii ba ci kanam ba noppi itam dañ cee boole yu neex ay enveloppe bu ndimbal ay dundu weer yooyu yëpp pour bégal leen ci période bi da nga xam ne ni période de crise la période de solidarité la donc c'est le moment jamais aussi ngeen teel a woote c'est vrai que bi may tàmbali ba tey waxuma ko waaye xam ngeen ni tàmmal naa leen ko ba tax ku dugg di nga mën a am soit enveloppe bu toll ci 100 000 francs mën na nekk waajtaayu korité nag kenn xamul kañ la maa ngi seen léegi ci internet bi am ñu ne am nañu seen weer wi waaye ñun dara daf ñoo leerul njortu naa nag ñaari korité comme d'habitude Sénégal njortu naa korité suba ak korité ginnaaw suba waaye lu ci mënti am rek daal ñun xamuñu on laisse le soin au xawma naka lañ leen di tuddee weekend bi la rek waaw lu ci mën ci am weekend bi la mais dañu koy bàyyee ak ñooñu kooku moo jur Zahra non. waaw Iyane Thiam moo jur Zahra mooy Iyane Thiam mooy papa Zahra. wax nga dëgg bu suma dama tey laay doog a def la. laajal Coro xam nga Zahra sama xarit la. Coro xam na ci mais Coro war naa xam ñooñu moom comme Sénégal lépp la xam à son âge ku jur Zahra. mooy Sénégal Iyane. nañu xaar Pàccaam rek. mais en tout cas j'ai vu sur internet une information qui est en train d'être véhiculée par certains internautes qui disent que am nañu ko seen Kaolack bon on va vérifier pour vous c'est une information qu'on a vue là vite fait am na yenn information itam bu ma gisaat ni ab chauffeur boo xamee ni moom daal daa jël ay clients yàpp leen ñoox leen ci suufu bâche pour yóbbu leen Mboro. moo tax ñu lu am solo la ñu wane ko ci période boobu vérifier nga ko vérifier c'est très clair déjà image yi nga vérifier ma weer wi ndax feeñ mais bii d'abord image bi mi ngi jógee ci waa gendarmerie ndaxte tey ci tey jii lañ ko jàpp benn chauffeur camion boo xam da doon yóbbu lu tolloog 13 personnes lu leen jëlee leen Thiaroye du leen yóbbu fële ca Fass Boye ñu daal di koy jàpp waa image yi nag waa gendarmerie ñoo ñu ko baaxee mu nekk li nga xamante ni nekk na lu am solo ci période bi ñu wane ko ndaxte bu ñu fàttalikoo fan yi yëpp ñu ngi ciy wax di sensibiliser gannaaw décret bi nga xamante ni ministre de l'intérieur génne na ko ngir fexe kenn bañ a déplacé wu ngir fexe éviter li nga xamante ne mooy jàngoro bi gën a law ci période bi ñu nekk nga xamante ne mooy pandémie bi di Covid 19 mu nekk moment bi nga xamante ni sensibilisation bi ñu ngi sensibiliser mais toujours am na ñi nga xamante ni toujours ñoom dañuy dëgër bopp di jéem a forcer di dem wax nañ ko fi barki démb ñu ngi doon wax période bi ni mu demee ren jarul kenn di dem di déplacé wu di dem ci beneen dëkk wala feneen ak feneen ñii nag gis nga ko waxoon nañ ne kuñ ci jàpp ku nekk yoon dina dal sa kaw te gis nga ñi situation bii nii benn camionneur boo xamante ni dafa doon déplacé wu di jóge
Thiaroye dañ dem Fass Boye mu nekk côté Mboro foofu nag ci yoon bi lañ ko jàppee daal di dakkal li nga xamante ne loolu la bëggoon def mooy voyage beeg ànd ceeg nit ñi nga xamante ne gis nga leen da leen làq dugal leen ci ñu mel ne ñu sàngu ci biir camion bi. C'est grave ça. mu nekk situation boo nga xamante ni vraiment li moo tax ñu gisoon ni am na njëriñ ñu partagé ko ak sénégalais yi ku ci nekk gis ni lii nekk na vraiment lu doy waar ci période bi nga xamante ne liñ ciy bëgg mooy mbas mi jóge fi te bu ñu bëggee mbas mi jóge fi ñun ñëpp il faut ñu àndandoo xeexandoo lii di Covid 19 nag loolu nag moo taxoon décret bi génn ñuy bañ yenn déplacement yeeg voyage yeeg jóge fii di dem feneen ak feneen ku nekk fa nga nekk na nga fa toog feete fa fête bi ndaxte mën na nekk mu nekk ren rek ci loolu la ñuy ñaan ñun ñëpp en tout cas lii nga xamante ni partagé nañ ko mu nekk Pape Cheikh image bi nga xamante ni nekk na lu doy waar. Voilà donc ñoom daf leen ñuux ci ay bâche noonu. waaw daf leen dugal ci bâche gis nga ko. 13 personnes pour ñu dem julli ji Fass Boye. pour ñuy dem waaw pour ñu déplacer wu. di jóge fii Fass Boye fan la. Mboro. lu ñuy defi Mboro. lu leen teree toog fii. parce que dañoo tere ñoom xam nga ñoom gouvernement autorité yi ñoom terewuñu ci seen coobare ndax moomuñu dëkk bi ba jékki-jékki rek naan ñu ngi tere ak di tëj Aly Ngouille Ndiaye moomul Sénégal dafa fekk ni nag bu ñu jëlul ay matuwaay feebar bi dafay law ay nit di ci faatu ay nit di ci am ay gàllankoor lii sama xarit bi ne woon fekk xamoo ko mu faat wala xamoo sa mbokk mu daal wala jege ñaale boo xamee ni am na ko doo ko gëm parce que yii itam rafetul ñu ne bu kenn dem bu kenn dikk ngeen làqu ci ay suufu baas ab camionneur bu dëgër bopp ni man wut ca koppar ñooxtee client ne day yóbbu Fass Boye te yàlla moo garaaw yàlla bu lay weer xam nga mënoon nañoo dem ba Fass Boye camion kenn du xam lu ci ne mais yàlla bu lay weer da lay weer rek te xam nga Baye Cheikh mais actuellement camions yi rek ñooy circuler maa génn Sénégal camions yi ñoom presque am nañu autorisation di dem ak di dikk ñoom ci seen bopp ñoo am seen conscience su bopp bañ a def lii parce que tamit bu ñu fekkee arrêté nañu ñëpp yéen ñu jox leen benn cër boo xam ne bii mën ngeen jël ay bagages yóbbu ndax bëgguñu économique bi xaw a wàcc bëgguñu mu daanu ñu jël leen dugal leen ci loolu nga def lii dëgg na moo koy sa nawle rek xeeb nag te xam nga nag loo xam ne lii dañ koy tere nag wax dëgg yàlla boo ci tàbbee addina yëpp lay xeeb lii daal vraiment dëgg daal jekkul sax ci image en tout cas boo xam ne bii dañu koy gis ak fi mbas mi toll en tout cas ku yabu parce que matuwaay yi nag léegi ci ñun la war tàmbalee ñun askan yi ñoo war a jël suñu ay responsabilité ñoom autorités yi def nañu décider nañu dugal nañu ay mesures léegi ci ñun la des donc ils étaient au nombre de 13 personnes qui sont donc cachées sous une bâche ci camion boo xamante ni Thiaroye la quitté woon pour dem Fass Boye ak li ñu bëggoon perewote bu gendarmerie xam nga perewote wallaay toogo ko gën xam nañu perewote toogo ko gën nag seen poste yooyu fekk dañ ci xeetu mégo yu ne xale yi ci ginnaaw xam ngeen perewote fa ngay njëkk a jaar doog a dem feneen mais bon il faut quand même que ñun ñu jël suñu ay responsabilité ci loolu sax moo tax ma bëggoon ñu jokkoo ak koo xamee ni boobu ba tey ñu ngi koy gërëm te gis taxawaay bi muy monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr moom laa bëggoon ñu jokkool parce que normalement ci ni ñu ko programmé woon moom la ñu waroon tëjee saison bi waaye tey ñu ngi ci ku tedd ki ëllëg la ñuy tëj tey itam balaa ñuy waxtaane ci kii ñu nar a waxtaane tey ñu jokkoo ak Abdoulaye Diouf Sarr bu fekkee jàppandi na ci ginnaaw ñu matal ko ci plateau bi monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci nangul bi nga ñu nangul jokkook ñun ci télévision Futur Média ndokkeel la waaye masawu la coono ci période bi nga ne dëgg la yombul ci sénégalais yi yombul ci autorités yi waaye rawatina yow plus de 2 mois ñu nekk ci combat bu doy waar balaa peut-être ñu lay poser yenn ci ay questions yoo xam ni sénégalais yi bëgg nañu ko xam ci période bi la nga xam ni crise bi mu ngi bëgg a yàgg un peu partout à travers le Sénégal ñu bàyyi la nga nuyoog sénégalais yi nga xam ni actuellement ñooy seetaan télévision Futur Média monsieur le ministre ñu ngi lay ziar. maa ngi lay ziar Pape Cheikh di nuyu téléspectateurs TFM yëpp rawatina ñu ngi suivre quartier général di wax ne donc ñu ngi ñaan aussi suñu borom may ñu ko jàmm amiin ñu ngi dem ci bés boo xamante ne bés bu am solo la mooy bésu Korité mu nekk donc ci contexte bu particulier ñu ñaan askan bi yëpp ñu comprendre loolu nga xamante ne jël nañ ko loolu yëpp pour protéger askan bi la pour taxaw pour que xeex bi ñu nekk ñu bañ ko perdre à la dernière minute perdre ko à la dernière minute mooy que ne vraiment
ñu bañ a respecter donc consigne parce que xam nañ ne tey épidémie bi ñu bindoo presque mën nañu wax ne région de Dakar daf ci am wàll bu am solo parce que booy seet 83% donc des cas ou même plus yi la nekk dans la région. moo tax bu ñu fexe pour moytul mën na saaw ci Sénégal pour installé waat à l'intérieur du pays donc am na mesures yoo xamante ne jël nañ ko pour protéger effectivement le Sénégal. protéger askan bi yëpp. may wax tam ne xeex bi du xeexu benn fan du xeexu ñaari fan depuis le début dañ ne xeexu endurance la. endurance la mooy boo duggee xeex boo xamante ne dafa nar a yàgg il faut nga jël sa matukaay yëpp. moo tax tey ñuy encourager population yi. yaakaar naa ne protéger askan bi jar na ko. parce que feebar bi nekk na feebar boo xam ne dafa lëmbee àdduna bi yëpp. Sénégal am si wàll boobu ba léegi nag ñu ngi téye ñu ngi jëfandu pour ainsi dire nañu jëfandu rek jusqu'à la fin parce que gëm naa ne effectivement bu si ñëpp jàppee rek dañuy donc génn Covid-19 bi Sénégal. li ngeen di xam ñun mënuñu koo xam li ngeen di jot ci ay information peut-être ñun duñu ko jot li ngeen di wax ak borom xam-xam yi liggéey kër docteur ñun mënuñu ko am waaye tey ci guddi gi monsieur le ministre ci dal xel wala ñàkk xel mu dal selon yi nga xamee ni am nga ko ci ay jàngat ci ay résultats ci ay enquêtes yoo xamee ni jóge na un peu partout à travers le Sénégal épidémie bi fii mu toll ndax mën nañu am yaakaar mu jóge fi bu yàgg ci lu yàggul. mais bien sûr dañuy am yaakaar bu baax sax parce que xam nga épidémie bi nii moom buñ ko commencé seetlu nañ ne effectivement donc dafa jël benn pente boo xamante ne pente croissante. day jóg di jóg parce que épidémie mooy bindoo noonu. am na foo xam ne bu fa yeggee day taxaw ba mu yàgg mu commencé wàcc. lu bëri ndëkk ñu ngi donc épilogué ci fan lay taxawee pour commencer wàcc. am na modèle yoo xam dañ koy calculer mais am na ñoo xamante ne bu ñu prudent dañ naan nañu xaar rek ba commencer wàcc parce que effectivement njëkk yi commencé wàcc. fu Sénégal toll ci loolu. li ñu yaakaar. mooy que ne xeex bi ñu xeex. actuellement xeex nañ ko ba mbir mi yaakaar naa ne bu ñu ko andikee fii si Dakar xamante ne presque cas yëpp ñu si ëpp fii la nekk. rek incha allah dinañ si am yaakaar ne épidémie danañ ko gën a mën a maîtriser. moo tax actuellement fi may wax yéen ñi. stratégie li si ëpp. ñu ngi ko concentré wu dans le département de Dakar. ñu am yaakaar ne vraiment donc ñu population yi respecté surtout les mesures barrières mais aussi jaabante bëri surtout si bésu Korité bi ak période bi ñu bàyyi ko di tekk masque yi systématiquement comme ni ñu ko waxee. yaakaar naa ne chaîne de transmission boobu dañ ko stoppé donc engagement communautaire bi dafa am solo parce que am na xeex bu mu toll dootul sax problème mu santé. mais problème engagement communautaire et problème acteurs yëpp la. moo tax tey actuellement le combat dans le département de Dakar l'administration territoriale dañ si jiitu mooy le préfet de Dakar les sous-préfets coordonnés par le gouverneur ñun au niveau du ministère ñu jàpp si au plan stratégique. donc mbir mi mbiru communauté la mbiru nit ñi la lu nekk yaa war a taxaw ne mbir mi sama mbir la. bu ko defee effectivement combat bi danañu ko gagné. Fatick. est-ce que ñu ñëw rek peut-être ci beneen laaj mooy bu ñu fàttalikoo jour bi ñu amee fanweeri cas communautaire ci suba googu ñu ngi koy fàttaliku da nga taxaw nga insister ci cas communautaire yooyu mais dafa mel ni day gën di yokk cas communautaire yooyu ñu ngi koy dund ba léegi monsieur le ministre mbir moomu aussi fan ngeen ci toll ñu ngi def sensibilisation bi wax askan wi ñu respecter mesures barrières yi mais terewul cas communautaire yi mi ngi wéy beneen ponk bi aussi ñu ngi doon wax ci njalbeen ga naan ñaan ñu ko yàlla bu ñu amee junni cas dina metti lool tey waxatuñ junni romb nañ foofu di dem prise en charge bi naka la demee fi mu ne nii ci bërëbu fajukaay yi gis nañ reportage bi nga xam ne télévision Futurs Médias def na ko ci ñu xool faj mi ak taxaw seetlu bi daf ciy baax aussi ñuy fàttaliwaat askan wi lu mel noonu beneen ponk bi foofu laay daaneelee muy yeneen jàngoro yi nga xam ne ñi ngi koy am dañuy gis ay reportage yoo xam ne aussi dañ ko ci def ak gëstu yu ñuy def mu mel ni daanaka mbas mi dafa dem sax ba làq yeneen jàngoro yi munte am na yeneen jàngoro yi aussi yuy def ay loraange yooyu ñooñu aussi aji tawat jooju ñu bëri léeg-léeg dañuy dem ba dañuy daw structure sanitaire yi ndax mbas mi. waaw yaakaar naa ne ñëpp question yu am solo nga posé effectivement cas communautaire
nekkoon na effectivement suñu préoccupation ba léegi d'ailleurs parce que boo seetlu analyse wu épidémie bi dañuy njëkk a démarré li ñu inquiété woon mooy woon les cas importés parce que moment boobu xam nañ ne épidémie bi daf doon jóge bitim réew bi ñëw parce que sosawul fii donc suñu préoccupation bi yëpp mooy ñu am benn cordon à la frontière boo xamante ne ñëw bi muy ñëw ñu mën ko téye bu ñu jëlee ces mesures là pour traiter et donc frontières yi seetlu nañ ne cas importé waxatuñ ko mu des nag si biir réew mi mu taxawee ñaari taxawaay bi mooy cas boo xamante ne xam nañ ne ñu ngi fi dafa am koo xamante ne moo la wàll parce que xam nañ kan nga contacté bu ko defee ñu lay suivre cas boobu xam nga neex na maîtriser parce que xam nañ contact bi fan nga ko jëlee il suffit juste ñu ber la xool la bés boo déclenché maladie bi ñu mën la toppatoo am koo xamante ne day jékki-jékki rek am côté duñ xam fuñ ko jëlee xam nga kooku nag moo gën a compliqué parce que li ñu seetlu mooy kooku ko jox duñ ko xamul peut-être que nga koy jox keneen moo tax mu inquiétant un peu effectivement boobu ba léegi nag ñu ngi xeex bi pour que cas yu mel noonu wàññi ko mais cas yu mel noonu li ko mën a wàññi mais ñu ngi ci loxo askan bi ku nekk ci askan bi yaanaan comme que ci xamante ne mu ngi koy joxe te xamuñ ndax mu ngi koy joxe mu ngi ci ñun ñi ñëpp ku nekk na nga am ñaaw njort ci sa morom boobu la ku daw sa morom mais pour protéger sa morom la ku nekk da nga ne mais mën na am ba man la bu ko defee naa takk masque comme ça bu dee man ma bañ ko joxe keneen ki wax loolu bu ko defee yéen ñëpp bu ngeen amee philosophie boobu askan bi mooy protéger ko donc cas communautaire mi ngi si ba léegi mais saafara bi mi ngi si man mi ngi si yéen mi ngi si ku nekk si ñun beneen question bi am solo mooy problème prise en charge foofu mooy féliciter bu baax di encourager le personnel de santé di donc réitérer d'ailleurs encouragement ak félicitations chef de l'État parce que saa yu waxee rek daf leen di njukkal ñu jar a njukkal leen prise en charge bi ñuy dañu démarrer de manière évolutive dañ ne ñun kat ñu ngi door a démarrer bu ñu amee 500 kat dana metti ñuy daw nekk 100 nekk 200 bi ñuy pare yegg 500 nag ñu adapté bu baax suñu système pour que mu mën a jël lu ëpp 500 loolu mooy wane ne suñu système am na une capacité de flexibilité c'est-à-dire possibilité jël en charge une situation locale bu fekkente ne présenté wu na loolu nag système bu dëgër rek moo ko mën bu doon na suñu système dëgërul mais bu situation bi jaxasoo toll foofu rek dañuy paniqué donc ñu commencé def effectivement une stratégie jógee ban dem donc hôpital bu bees boo xam ne ñu ngi ko doon pare inauguré pour yeneen pathologie ñu adapté ko tout de suite à Diamniadio pour que mu jël des malades bi ñu demee ba am une capacité supérieure c'est-à-dire une comment dirais-je encore charge de malade supérieure ñu adapté tout de suite à notre hôpital l'hôpital de Diamniadio ainsi de suite tey loolu moo ñu permettre bi ñu demee ba passé presque 1500 ñu mën ko téye ba léegi bi ñu yeggee foofu toujours sur stratégie parce que stratégie encore une fois li koy commandé circonstance mooy commandé stratégie du lu figé loo xamante da nga naan nii rek la circonstance bu taxawee yow yaay am les éléments qui te permettent de t'adapter moo tax bi ñu tolloo fi nag ñu ne am na cas yoo xamante ne ñu ngi leen di wax des cas asymptomatiques mooy nit am feebar bi moom sax boo ko ne amee feebar bi boo moytul mu wetti ko parce que du ko gëm dara metti ko yëgul dara si yaram mais ñun ñi ko mesuré xam nañ ne feebar mi ngi si yaram ñu mel noonu dañ ñu ne comme que bëri nañ si te ñu ëpp sax si maladie nañu adapté stratégie bi maintenant à la circonstance pour que cas asymptomatique yooyu ñu jël loolu de manière extra hospitalière c'est-à-dire jël leen feneen fu du hôpital moo tax ñu ubbi fële au centre Guéréo moo tax au niveau du hangar ñu ubbi fa donc une prise en charge moo tax fële au niveau de la base militaire de Thiès ñu def fa une prise en charge et cetera donc stratégie yooyu yëpp moo ñu permettre aujourd'hui passé nañ 2000 et quelques malades ñu ngi tenir loolu mooy wane nous avons effectivement un système de santé robuste mais flexible pour ñu mën a jël en charge vraiment une évolution des cas ñetteelu question bi nag dama fi insister bu baax mooy les autres pathologies
damay commencer par un appel d'abord. may wax Sénégalais yi ak Sénégalais yi te bu ñu yëgee jàngoro ci seen yaram bu ñu ragalee dem kër docteur parce que jàngoro bi nga yëg sa yaram boo ragalee dem kër docteur bu si Covid bi ñëwee tegu si rek daf lay sonal loolu la ñuy wax ci comorbidité c'est-à-dire nga am loo xamante ne bés bu donc Covid bi ñëwee tegu si yow yaay gën a fragile yaay gën a neex faagaagal boo gisee d'ailleurs ñu bëri ñuy perte loolu moo tax ñu perte leen parce que soit ay mag lañu am passé benn âge bi ou bien mu am feebar bu mu fekkoon seen yaram mais demander ñu dem fréquenter effectivement les structures mais loolu nag dafa laaj communication dafa laaj waxtaan dafa laaj ñu wax ñu ñëw vraiment ci centre yi mais may lancer un autre appel ñi am ay mag ci seen kër waaw dañu am ay feebar surtout les maladies chroniques ci seen kër yi ñu leen protéger baax ñu leen protéger mais aussi nañ leen di seetlu pour teel a jóg bi dafa baax aussi ci circonstances yi may terminer par quand même quelque chose d'important boo xamante ne dafa am solo day tax nit ñi di jóg pour dem seeti kër docteur ci condition yu mel mooy stigmatisation bi feebar bi du feebar bu ñuy am rus wala bu ñu am gàcc du maladie honteuse feebar la doo xamante ne li ñu si jaaxal rek mooy wàllante bu gaaw bi mais dara nekku si loo xamante ne dafa ñaaw wala dafa rus la mais actuellement dañu nekk situation boo xamante ne mais bu ñu waxee nit ñi am na Covid sax ñii di ko daw wala di ko joxe loolu vraiment ñàkk xam bu mat la mais lancer un appel à la communauté ñoo xam ne du feebar bu jomb kenn feebar bu dugg Maison Blanche dugg Élysée dugg feneen ak feneen dugg Palais dugg feneen mën a dugg suñu kër yi yëpp du feebar boo xamante ne jomb la nit donc il faut que ñu xam ne stigmatisation boobu ñun yëpp ñoo war a taxaw xeex ko mu jóge fi vraiment loolu laa bëggoon apporter comme élément contribution. C'est intéressant en tout cas monsieur le ministre c'est vrai que bëggoon nañ la laaj yeneen i question mais bëgguñu la retenir itam minuit 11 bu ñu dee tàggoo ak yow ban message ngay jox sénégalais yi ñu ngi jëm korité tàmm nañu baalonte ak saafonte dem seeti wante ziarante ren nag mu tombé ak crise bi quel sera le message jóge ci yow ministre de la santé. message bi may jox Sénégalais bi mooy que ne maa ngi leen di déjà souhaiter par anticipation bonne fête de Korité mais Korité boo xamante ne li si war a njëkk si suñu attitude mooy Korité boo xamante ne ku nekk su ñun rek na nga sàmmal sa morom ku nekk su ñun na nga def loo xamante ne sa morom doo ko lor te yaakaar naa ne si l'islam lor sa morom dafa nekk loo xamante ne ñu doy waar la mais aar sa morom aussi dafa nekk loo xamante ne farata la te tey bañ a lor sa morom mooy nga respecter geste barrière yëpp lépp lu ñu tere nga bàyyi aar sa morom aussi mooy nga taxaw nga ne ah man kat naa yaakaar ne man am naa ko bon naa taxaw bañ a dem sama morom pour que ma wàll ko donc ku nekk na nga toog sa kër bàyyi jaabante bu bëri bi mais surtout nañu toog si fa ñu dëkk parce que feebar yi li tax mu bañ a law ci Sénégal yëpp mooy ku nekk toog fa nga nekk boo gisee am na région yoo xamante ne commencé nañu éteindre feebar bi foofu commencé na fa fay mais bu fekkente ne donc nit ñi dañoo commencé déplacé waat ñu yóbbuwaat ko foofu liggéey bi day gën a métti bon dëkk appel bi may lancé mooy que ne xeex bi fi ñu si toll mais communauté bi moo ko yore ku nekk rek war nga yaakaar ne man mi kat man maay le général en chef de la man maa war a tax ñu gañ mbir mi nga def ko sa mbiru bopp pour que donc mbir mi ñu gañ ko bu ko defee gëm naa ne Korité bu barkeel la ñuy def Korité la boo xamante ne gëm nañ ne Korité taxaw si askan bi la taxaw protéger askan bi def appel boobu laay lancé yaakaar naa ne ku nekk porté combat bi rek dinañ ci génn si ni mu gën a rafet voilà merci beaucoup monsieur le ministre ñu ngi lay gërëm bu baax Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale mu jiite nag ministère bu méttee jiite surtout ci période de pandémie dafa lu diis lay gérer nii actuellement voilà c'est comme affaire bi dafa diis ci ñun waxatuma laak
ci moom. j'ai dit la dernière fois am na bis boo xamee ni moo joxe point bi mais bi mu ñëwee boo xoolee kanam gi rek da ngay xam ni kii jàmbaar la da ngay xam ni kii affaire bi yitteel na ko da ngay xam ni kii lii muy def théâtreul da ngay xam ni kii lii muy wax comédie wul et c'est important xeetu njiit yooyu la ñuy soxla ci dëkk. xam nga Baye Cheikh communication dafa doy waar. te nga war a jàkkaarloo ak population bi am kàddu goo xam ne da nga leen di da nga koy génne ci sa gémmiñ mu tàbbi ci population bi ñëpp mën nañ ci blessé. population bi dafa tuñ waaw dafuñ. mais moom. Baye Cheikh bu jëlee kàddu. dina am loo xam ne li nekkul na ci biir population bi loolu dafay mel ne daf ko wàcc. te loolu lu am solo la ci loo xam ne kii kilifa goo xam ne gii dañ ko jox cër boo xam ne bii cër bu rëy la ba pare it nag macha allah li ko président Macky Sall dénk xam na ko ki mu ko dénk xam na ko mais moom mi ko dénk tamit cër bi xam na ko ndokk nag ba nga xamee ne tubaarkàlla Sénégal yépp rafetlu nañu taxawaayam ci taxawaay bu rafet a rafet. parce que am na ñoo xam ne ñi lee Baye Cheikh mënoon na diis. man léeg-léeg bu nit masaana wax ci loolu. mën naa toog ñaari fan du ma añ. wallaay da ngay daf lay dootuma nekk. mais moom bu génnee ba taxaw rek. dana la wax. di nga xam ne da lay wax li nekk ba pare. ba pare wax ko ci communication boo xam ne communication bu jekk la. boo xam ne bii vraiment du yóbbu xel. et puis feebar la boo xam ne dara nekk ci comme ni mu ko waxee. mais li muy lawee moo garaaw moom la ñuy bañ moom la ñuy bañ. mën na sonal ay nit yoo xamante ni am na déjà ay feebar yu nekk ci seen yaram ba pare loolu moo ci garaaw mais feebar la comme toutes les autres maladies ah. et puis ça n'arrive pas qu'aux autres. virus la Pape Cheikh xam nga bu ñu nee la cas communautaire c'est-à-dire kenn muccul mën ngay dox bu mu jiyaat voilà nga jël jàngoro bi te doo xam foo ko jëlee virus boobu donc li mu ko waxee mooy contamination ni muy wàllee moom moo gaaw loolu rek moo tax tout le temps ñuy insister ci sol masque bi respecter mesures barrières yi di xool itam fi ngay taxaw ak yu mel noonu waaye it ni mu ko waxee rek kenn mujjul te itam Pape Cheikh prise en charge à temps bi soo ko defee dañ ciy génn ci kàttanu yàlla naam nag am na ay décès te itam gis nañ ko li ñuy wax rek ne benn bakkan rek bu faatoo dafa ëpp waxuma la ak ñu dem ba toll ci 33 décès mais lu ci mën a am jàngoro la boo xam ne aussi jël nañ ko au sérieux askan bi te itam ñu ngi ci bàyyi xel bu baax a baax xanaa rek di soññewaat ci li nga xamante ne si moom mooy respect mesure barrières yi waaye virus la te virus la boo xam ne itam mun na dal n'importe qui Pape Cheikh. voilà donc nañu respecter mesures barrières yi ñuy gërëm bu baax ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr et de l'action sociale ci jokkoo boobu la nga xam ne ni jokkoo nañu kook moom tey nag guddi gu mag la ñuy célébrer ci télévision Futur Média ginnaaw bi ñuy waxtaanee daanaka mag ñu bëri ndax waxtaane wu ñu mag ñëpp li ci des ci ay mag xam naa dañu koy bëtal rek ba ci yeneen ni quartier général waaye tey bu dee dafa bokk ci quartier général yu mujj yi faaw rek ñu jagleel ko ki nga xamee ni moom la mag ñëpp way di gën gi mbindeef yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi waaj nag guddi gu mag ci jotaay bi la tey xanaa profité ci léegi nii balaa ñuy dem ci beneen sujet teral leen jox leen ci enveloppe yi nga xamee ni ñoo ngi koy joxe boobu nag ba tey dañu koy yokk ak suba puisque li fi des ci ay enveloppe bëri na te am na ñu bëri ñoo xamee ni ñu ngi laaj ndimbalu korité donte korité moom ñii nee ñu weer wi feeñ na ñii nee ñu weer wi feeñagul am na ñuy korité suba fii Sénégal am na ñuy korité ginnaaw suba am na sax ñuy korité est-ce que am na lundi waaw on ne sait jamais ah kay mbay waaw week-end bi rek waaw comme bés bi jeex ku ne na jël sa bés rek waaw na ku ne jël sa bés rek mais bu leen fàtte muurum koor yi loolu daañu ci waxtaan ak Assane léegi nii très rapidement bu leen ko fàtte ndax maa ngi dégg mu waxtaan bu am solo ak Seyda Fabintou Diop ci borom xam-xam yi yiñ ci jàngale dafa xaw a différent voilà am na ay différence yu ci am mais l'essentiel est de le faire loolu rek moo ëpp solo def ko ci bis bi def ko avant bis bi def ko buñ jullee ba pare def ko avant ñuy julli borom xam-xam yi kenn ku ci ne am na loo ci jàngale loolee dinañ ci ñëw ci tënk ak oustaz Assane en attendant ñu xool tuuti ci ay téléspectateurs mën leen a teral jox leen maximum ci ay enveloppe 88 628 72 86 wala 88 628 65 65 balaa ñuy waxtaanee solos ñii ñu
tuddee ASP. am na ay nit yu bëri yoo xamante ni ci dëkk bi ñu ngi def sécurité de proximité du ñu police du ñu gendarmerie waaye ñu ngi aar ñu ngi aar nit ñi ñu ngi am ay protection yu am solo yoo xam ne ñoo ngi koy def donc ci période pandémie bi seen njëriñ on en parle dans quelques minutes ak Thioro Mbar Ndiaye mais d'abord ñu xool téléspectateur bi nekk wala bu nekk ci ligne bi allo. allo. kooku. Pape Cheikh laa bëgg a jot loxo. allo allo. yow la jot waay. dégguma ko bu baax man noppi baaxatul. laa jëm Pape Cheikh. ndeysaan. jot na ko baax ku sol grand bu jaune. kati création defati ko nii rek kooku rek la jot tey de. jot na ku kati création teral. waaw jot na ku teel a dem màkk. jot na kuy waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ngeen mënti waxtaane ki ñuy waxtaanee jara waxtaane waxal kan nga bëgg rek yow ku waay mënti waxtaane tey ci guddi gii ki ñuy waxtaanee jara waxtaane ala kulli yàlla barki Serigne Touba ku waay mënti waxtaane rek ki ñuy waxtaanee jara waxtaane man dama teel a aalu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mais Baye Cheikh. borom barrière or ba ca Médine. fi ku fi daanu li xëpp ndox de ndox si. siwo baa ngi nii de mbay ku daanu rek ñu dem ñu xëpp la siwo. ndox maa ngi fi de sama ndox mi nga xam ne dafa sam-same ay sénégalais ko defar made in Sénégal la isin baa nga Mboro ñu ngi koy jaay fépp da ngay dem rek jaay ma siwo tey gurdu bi laa teg maa ngi wele boobu ba tey petit nen laa indi waaye tey gurdu bi laa indi bu dis bi te dafa pratique xoola njafaan bi. bokkul ak sax yeneen njafaan yi xoola boobu xeetu njafaan dafa plastiqué lii gurdu bi boo ko sottee ba pare bu la neexee nga verser ci yeneen sama yaay yooyu lay def ay potu tamaate la ñuy sangeek potu beurre yaa nga ca kër ga xam nga lii boo dajale ñun ñi nga xamee ni fi mu ne dañoo tooy rat wu bëre kel rek gësam rek teg de temps en temps nga tàppal soxna si xellil ma bu la nee attanu ko nga ne ko li ma daj ci kër gi xellil. ba pare bâche yi dafa xaj ci frigo. ah ben yow tam man sewo. man dama foo man foowuma. mais Baye Cheikh man du lu baaxul sama yóbbal. saa yu carte générale jeexee. biñ daan teg fii. dama ko bàyyee kenn léeg-léeg sax promotion bu ko laal dama ko promotion bu ko laal de. waaw. feeñ nga. non boobu fu mu wax nga ba dugal dara jëy Moustapha tey wax nga ba dugal sa bopp parce que tey bi ñu ñëwee kon ma xam ne dugg naa. butéel yi dañoo réer. butéel yan woo nañu njaga woo buuba mais yooyu yëpp nga sama kër pour vérifier kan mooy jël butéel yi di ko yóbbu. man maa koy jël Amadou Mbaye Gari wax nga ba dugal sa bopp. fii laa koy jëlee. demande d'explication. non sérieux su promotion jógee promotion bu jóg ma ne ko promotion bii moom bul ko laal bii moom kër ga la jëm ma nga ca kër ga. si yow rek laay naan kon bu fekkee ni looloo tax dugg naa maa ngi ci biir j'ai rentré. Aïcha dafa nekk téléspectateur dugg très rapidement c'est vrai que bu ñu toppee waxtaan bi gëm naa ni heure bi mën naa dem ndax fi mu ne Nabien yëpp yëngu nañu Adja Dada Mbuub Gitambeer su ma seexu màkk la moom it yëngu na fa mu toog Adja Acaaba dara wan nga xam ne dëkk na ay at ci dëkk bu ñu naan Arabie Saoudite dafa ci am ay Nabien yoo xamante ni ci cofeel gi ñu am ci borom barrière or ba ca Médine daf leen jaral ñu dem dëkki Arabie Saoudite dëkk boobu la nga xam ne ni mooy gën gi dëkk loo dem ci dëkk lu mu neex boo wàccee fa Médine wala fa Makka wax dëgg yàlla gis lu lay xeer sax boo ko fa séenee daf lay impressionné donc borom dëkk boobu la ñuy waxtaane tey on a tellement de questions te li ñu bëgg a wax ci moom defe naa bëri na te bu ca kanamee di ngeen ci am lu leen leer donc ñu ngi leen di xaar 88 628 22 22 ngeen dugg très rapidement bu ko defee ku ne jot ndimbalam ñu doog a jàll nag ci waxtaanu màgg bii nga xamee ni moom la ñu leen jagleel tey ci télévision Futur Média allo. waaw. kooku. man la Ndeye Fatou li Touba. yaay booy na nga def. ñoo ngi sant Serigne Salim. macha allah borom xel koom borom ngott ak lagan borom jënd ak njurul borom umul xuraamaa mi ndongo yi. waaw naa la bu baax Pape Cheikh. yaay booy sant ba. man li laa sant li. waaw. li tooroodo. soppeeku Serigne Fall bëgg la lool nag. wallaay moom kay fi mu ne nii sama duel maak yow xel koom la rek ak ndindi. billaahi moo tax ma topp la. léegi nag man dama lay woon li waa ndindi mënee waa xel koom xam nga damay def ak yow yaay booyam. dama lay jox addiya Serigne Saliou 100000. waaw. tegal la ci ndimbalu Serigne Fallou. ceeb diwlin tàndarma
soble pomme de terre lépp laa bindoon de pomme de terre saabu café suukar meew lépp laa lay may yaay booy. jërëjëf lii yaa ko moom. gën naa kontaan yal na la Serigne Touba taxaw ci daraja guddi gi nga koy waxtaanee muy royukaayam ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf yaay booy kontaan naa bu baax a baax a baax koor gi ñu dugg ren ji yàlla nañ ko fekk ay déwéni ci barke Serigne Fallou suñu royukaay ci barke Xaadimu Rasuul. allahumma amin lii allahumma amin. waaw allahumma amiin yàlla yokk fan gudd fan ak wér ak lépp te jëlee fi mboolem jàngoro yi fi nekk. ci barke Cheikh Ahmadou Bamba. amiin Seydi lii amiin lii. waaw jërë ngeen jëf. jërëjëf lii dëkk bu yàgg ba nga ni dañuy dugg di leen seetaan koor gu jot rek. wallaay. yàlla def jàmm ndax Sénégal jàmm rek moo fi xaj. jàmm rek a fi xaj kay lii jàmm rek a fi xaj lii. waaw jërëjëf kontaan nañu bul raccroché comme ça ñu jël la ci ginnaaw ñoom Eva dimbali ma nga mën a jot ci xaalis bi 100000 plus dundu weer bi nga xamee ni may nañu la ko loolee defal nañu ko lu tolloog 50 personnes ci bis yi jox ko rapidos ñu dem livrer seeni xaalis livrer itam dund yi ñu leen jagleeloon ci bi ñu tàmbalee quartier général bi ba tey donc loolee itam ñu ngi ciy sant bu baax bu amaatee keneen ku ñëw rek ñu teral ko ci 88 628 22 22 man damay lim rek waaye numéro yi defe naa bëri na fu ngeen làmb rek mën ngeen ñoo daj en direct ñu teral leen dimbali leen ba ngeen am ci lu ngeen jàpp fileeg korité allo. allo allo. allo. kooku. wala madame Diagne. madame Diagne na nga def. maa ngi sant bu baax. yaa ngi woote fan. maa ngi wootee Mbacke. fan ci Mbacke ngay wootee. maa ngi wootee Palen. yaa ngi wootee Palen nu ngeen def ak mbas mi mbaa suñu borom mbaa yéen a ngi góorgóorlu rek bu baax a baax. yéen a ngi sàmm xale yi ak mag ñi ci kër yi. waaw ñu ngi leen liggéey bu baax a baax di moytu bu baax. waaw kay yow duma la téye lu yàgg am nga fi 20 junni de. waaw. merci beaucoup. yàlla yokk teewali bu baax a baax. carte générale may na la 20 junni carte générale. loolu neex na maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax émission bi neex na duñ ko te benn yoon. jërëjëf. neex na trop. jërëjëf kontaan nañu ñun itam jëlal leen ma ko ci ginnaaw Ewa ngeen jël yëppam ñu mën ko yónnee 20 junni yooyu ñu ko may ayca na keneen ñëw ci 88 628 22 22 88 628 65 65 pendant que ñuy organiser téléspectateur di dugaat ñu dem ci sujet bu am solo boo xamee ni jëm na ci ñi di def sécurité de proximité ci xeexum mbas mi. xeexum mbas mi voilà pandémie loolu moo tax léegi ñu jokkoo ak ministre de la santé et de l'action sociale waaye nag am na ñoo xamee ni ñu ngi def Coro Mbaar Ndiaye ñu ngi lay nuyu loo xamee ni sécurité de proximité la tudd. voilà maa ngi lay fay bàyyi nuyu ñëpp ñi ñu feggool ci plateau bi ni ma koy waxee à chaque fois c'est un plaisir retrouver leen yéen ñëpp ci quartier général retrouver itamit téléspectateurs yi nga xamante ni gëm naa ni seen meilleur geste bi ñuy def ci bés bi mooy seetaan émission bu mag bi le di quartier général ni nga ko waxee tey ñuy waxtaanee nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy def sécurité de proximité parce que xam nga ni à la base bi ñu koy sanc pour xëj na gën a ñoŋal kaaraange gi ci réew mi la ndax ñi nga xamante ni ñoom ñoo di way takk der yi xëj na mun ñu dugg fépp waaye ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu sécurité de proximité boobule ci jamonoy mbas mi itamit bokkuñu ci ñi nga xamante ni xëj na liggéey bi demeetul noonu wala yu mel noonu ndax ñoom ku ci nekk rek am na lim boo xamante ne détaché nañ ko fenn diggante police ak gendarmerie ak service d'hygiène ngir ñu gën a mën a jàpp ci liggéey bi rawatina ci jamono bi nga xamante ni ñu ngi séddale dundu bi nga xamante ni président Macky Sall mi ngi koy jox lu tollook daanaka million ci ay famille donc ci noonu waxtaan nañu ak ki nga xamante ne moom la ñu dénk googule kër di Birame Faye moom mooy directeur général bu agence de sécurité de proximité mën nañu xooli waxtaan bi ànd ci ak Apulaay et on se retrouve après. ci Covid bi li ñu mën a jàpp exactement moom mooy ñu ngi ci domaine yëpp
parce que bi jiitu man maa bind préfet Sénégal yëpp pour ne leen département bu nekk ñu jël suñu chef unité départementale ak ASP yi nga xam ñoom ñoo fa nekk ñu intégrer leen seen comité de lutte contre le Covid-19 donc tey ASP yi ñu ngi ci. Et puis au-delà de ça ASP yi dañu am benn maillage institutionnel am maillage national am maillage territorial ñu ngi fépp ci Sénégal ñu ngi ci gox yëpp ñu ngi ci institution yëpp ñu ngi ñaari junni la ñu nekk police nekk junni gendarmerie nekk ñaari junni ci gox yeeg goxaat yi bokk moomeel yi doon téeméer aussi ci këru diine yi Popenguine sax ci la bokk doon junni aussi ci wàllu déguerpissement bi nekk ci quartier sud yi nekk administration territoriale donc ñu ngi ci domaine yëpp maintenant ci Covid bi li ñu mën a jàpp tey moom mooy ci kii bi ci désinfection bi service d'hygiène am nañ fa lu toll maanaam plus de ñaari téeméeru xale yoo xam ne ñu ngi foofu ci hôpitaux yi ak ci communes yi nga xam ñoo thermoflash yi di xool température nit ñi ndax feebar bi jàpp na leen wala am nañ fièvre am nañ ci lopp téeméeru xale yoo xam ne ñu ngi koy def surveillance lieu confiné yi lieu yi nga xam dañ fa teg ñoo xam nañ leen ber ndax xool ndax am nañ feebar wala déet bëri nañ fa ay xale ñuy insister aussi ñu dimbale leen ci matériel de protection nañ leen exposé liñ mën a wax mooy ASP yi c'est vrai que ay volontaire lañ engagement civique volontaire la ñoom ñoo engagé wu volontairement de façon civique pour servir sans contrepartie financière donc loolu day rafetlu ñu leeral ko ci ndorteel li maintenant am nañ seen pécule loo xam ne dañ koy jox weer wu nekk bu loolu passé aussi am nañu lu ñu tuddee prise en charge médicale à hauteur de 80%. mutuelle baa ngi fii cité Kër Góor gi man bi ma ñëwee dama jéggi mutuelle bi ma installé centre médico-social recruté nañ médecin bi ñu ngi ko installé Parcelles parce que dañu def enquête Guédiawaye am na ay hôpitaux Pikine am na ay hôpitaux mais Parcelles amul hôpital moo tax ñu installé fa suñu centre médico-social donc au-delà du pécule ASP yi am nañ prise en charge médicale 80% ñoom ak seen njaboot bu loolu weesoo aussi ASP yi nekk Dakar yi nekk Mbour yi nekk Kaolack yi nekk Saint-Louis dañu am maanaam gratuité du transport donc président du ragal président du ko yox-yoxi président du ko am gis-gis gëm ko waxtaan ci ay nit ay kàngam bañ bokk gis-gis muy reculer d'abord nañu gis que la tendance elle est mondiale presque muy le déconfinement boo seetloo du Sénégal kese ci ndorteel li mesures yi ñu jëloon ay mesures yu baax la. waaw donc mu doon wax ci ñoo xamee ni dañu leen di gis duñu gendarme duñu policier mais ñu ngi assurer quand même sécurité surtout ci période bi la nga xamee ni askan wi ñu ci bëri dañuy soxla jàppandal. voilà ku leen jàppale ku leen dimbali maa ngi leen di gis souvent ci circulation bi et c'est bien. bien sûr Pape Cheikh ni ma ko waxee sànq ñoom lim lañ bu xaw a takku donc ñenn ñi ci yeneen i mbir lañ leen détaché ni mu ko waxee da nga ci gis ñoo xamante ne ay comptable lañ wala yeneen mais tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllu kaaraange gi moo xam police wala gendarmerie itamit dañu fay détaché yenn ci ay ASP ngir ñu mën leen jàppale ngir liggéey bi gën a mën a ñoŋ waaye xam nga ni fi mu toll nii itamit service d'hygiène bokk nañ ci secteur yi nga xamante ne dañ ñoo ëpp li ñuy bokk nañ ci ñu gën a bëri li ñuy am ci liggéey ndax lu jëm ci wàllu désinfection bi mooy tax donc ñi nga xamante ni itamit ñoom ñoo di ASP yi dañ ciy jàpp mais yenn saa yi bàyyi da ngay gis ñuy posé wu ay question ci sécurité wu ASP yi ci seen bopp parce que xam nañ ni ñoom li ñuy def volontariat la bu fekkee mën nañ ko tuddee noonu donc ci période de pandémie bi ñoom aussi ils sont exposés moo tax dégg nañ li nga xamante ni itamit moom la ci directeur bi wax naam volontariat la ñuy def waaye taxul ñu bàyyi leen noonu rek ba tax amul dara loo xamante ne defal nañ leen ko ngir gën a mën a ñoŋal seen nekkin ginnaaw li nga xamante ne moom lañ leen di jox weer bu dee fexe nañ ba xëy na bu ñu feebaree mën a faju ak yu mel noonu waaye li ñu ciy jàpp rek mooy que ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo di agent sécurité de proximité yooyu la moo xam góor moo xam jigéen ñu ngi jàpp bu baax ci xeex bi lépp lu jëm ci wàllu mbas ku nekk nag ak secteur bi nga xamante ni fi mu toll nii foofu la ñu la yóbbu ngir nga mën fa nekk mais man point bi nga xamante ne moom laa ci gën a jàpp mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa service d'hygiène parce que Pape buñ ko waxee ou pas ñoom dañu nekk ci sous-effectif bëri na tey ay corps yoo xamante ne dañu nekk ci sous-effectif fii ci Sénégal mais man jàpp naa ni service d'hygiène ñoom daanaka dañu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci gën a fësle te jamono ji bu ñuy wax xeex ak coronavirus dañuy wax lu jëm
jëm ci wàllu hygiène parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis lors on nous parle de yokku cet gi on nous parle de raxasu on nous parle de gestes barrières fépp foo xamante ne nit yi ñu ngi fay daje ñu mun di ko désinfecter à temps moo xam marché yi moo xam jumaa yi moo xam yeneen bërëb yu nga xamante ne nit yi dañ fay daje donc loolu tey du benn nit ñaar wala ñetti nit jàpp ñeent ñoom ñoo koy mën def loolu tax na ñu détaché itamit ñenn ci ay agent de sécurité de proximité ngir ñu mën a dem jàpp ci li nga xamante ni moom moo di xeex bi donc xam leen ni daal ñoom ci lim bu takku la ñu toll ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo di agent sécurité de proximité yi waaye bokkuñu tey ci bërëb yi nga xamante ni xëj na wàññi ñenn ñi dem nañ chômage technique ñenn ñi wàññi nañu leen fii ñeneen ñi fee ñoom ba tey ñu ngi nekk ci li nga xamante ne moom moo di ci liggéey bi jàpp fépp surtout lu jëm ci wàllu distribution bi nga xamante ne ñi ngi koy def ci wàllu dund bi nga xam ni buñ ko waxee buñ ko waxul Pape Cheikh am na yenn saay ay rëkk-rëkk ak ay yéex-yéex ci mbir mi donc xam naa ne ñu mel nii bu ñu ci jàppee ni mu ko waxee préfet bu nekk moom directeur bi woon na la pour nga xam ndax soxla nga dimbal ak lim bi nga xamante ne moom nga soxla ci ay agent ngir ñu mën la ko yónnee nga jàpp ci liggéey bi donc aujourd'hui ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo di sécurité de proximité yi ànd ci ak seen directeur général ñu ngi bu baax ci liggéey bi jëm ci wàllu xeex mbas mi nga xamante ne moom moo di coronavirus. Très intéressant donc ñoom it ñu ngi assurer kaaraange et puis dañuy def volontaire important ñu ngi leen di gërëm merci en tout cas Thioro ci ni nga ñu wanalee ak ñoom on va parler social maintenant ak Mame Faty Dieng tey itam ñu tase ak beneen jigéen boo xamee ni mu ngi am juste 33 ans fanweer ak ñett. mu ngi tudd nag Diakhou Sarr xam nga sànq démb rek Fatou Kiné mi ngi doon wax ci yeneen jàngoro yi nga xam ne itam dañuy wéy di def loraange lu ci mel ni cancer soxna soosu nag di Diakhou Sarr mi ngi nekk Daaru Marnaan di dund ak jàngoro bi mu nekk nag jafe-jafe bu muy dund te comme fii mooy quartier général saa yu fi ñëwee amaana léeg-léeg wala boog lu bëri Pape Cheikh sax dañuy am solution ñu dem xooli jafe-jafe yooyu nga xam ne soxna si mi ngi koy dund dellu si waat léegi-léegi. waaw soxna si mi ngi tudd Diakhou Sarr waaw soxna Diakhou Sarr la ñoo bokk ndey ak baay waaw mu yor ween wu metti nag mu ko dalee nag xaw naa diire tuuti ndax yàlla daf ko natt mu yor beneen feebar boo xam ne feebaru xel la nga xam ne maanaam moom du génn presque ci néeg bi rek lay ne bi ko loolu arrivé yéex nañ ko constaté ndax da ko dal koo xam ne day génn di dem toilette bu duggaat néegam léeg-léeg sax da nga koy woo pour mu war a lekk pour ñu war a añ wala dara waaye du ñëw ndax li mu àndal moo tax ñu demee ba seetlu ko nag gis ween wi néew yi ci lañ ko xool daal la ci di ndekk ween wi day métti ñu dem ci tradition yi ñu ne ñii ne table ñu ne ay waay saan xam nga rek yëfu africain moom nekk ci mu të bënn daal dem ba situation yi aggravé mi ngi doon faju amatuñ benn soutien ak corona bi xew feebar bi moom wax dëgg yàlla moo pénaliser lu bari daal amatuñu benn soutien fi mu toll nii te war naa def scanner war naa def comment encore analyse yoo xam ne ni presque war naa mat 200 000 daal war na koo def pour ñu door a war a delluwaat pour ñu door a mën a delluwaat Dakar waaw loolu daal keroog ma dégganteeg docteur bi loolu la ma wax dana ma il faut ngeen def ko ba pare door a ñëw ndax rendez-vous bi sax la 5 la woon mais nag dépassé nañ ko ndax amuñu fi possibilité pour def li ñu war a def pour door a dem waaw il faut booy dem il faut que yóbbaale résultat yooyu loolu moo tax mujj ñu dem. waaw fajoo na la Dantec instant yi nag ñu ngi fële dalal jàmm. instant yi dalal jàmm lañ ko transféré. waaw ordonnance bi nag moom dana jafe xayma ndax heure bu ñuy dem fi mu toll nii tout bu ñu dem Dakar fi mu toll presque 70 000 dañ koy fay ci oto yi ordonnance yi ni may wax ak yow nii ba léegi am nañ fi ordonnance yoo xam ne nii jëndaguñ ko maanaam jëndoon nañ ko bi ñu door a ñëw mais dafa jeex presque boobaa léegi man nag 15 jours jënduñu ko ba ni may wax yow nii problème mu complexe beeg bétadine yi ñu ciy def. yooyu yëpp fi mu toll nii dañ koo jeexal depuis presque 2 semaines jënduñu ko. fi mu toll nii ween bi nii lañ ko bàyyi rek parce que amuñu moyen pour jënd loolu def ko ci. waaw xam naa environ daal 500 000 de plus bu ñu ko amee daal moom sax xam naa dana ci tuuti ndax fi mu toll nii heure booy dem fi mu toll nii presque 75 000 day bëgg a jeex. te fi mu toll nii moom ci boppam ay ferem dafa xaw a métti ndax ni nga koy gisee nii boo ko gisee da nga yaakaar ne mag la te du mag.
waaw du mag mais feebar bee ko jàpp même man mii maay magam ñoo bokk ndey ak baay suñu waajur dafa nelaw waaw daal bëgg nañ daal kuñ ci jàppale bu baax a baax daal waaw. yal nañu yàlla sàmm elle n'a que 33 ans et puis elle vit avec son cancer du sein elle manque de moyens muy lu doy waar loo xam ne ni moom parmi yeneen nit la. tout à fait Pape Cheikh. exemple la daal. exemple la ci yeneen yi Pape Cheikh xam nga nga nekk aji tawat ba pare li nga xam ne mooy soins yi gën a primaire sax daanaka mënuloo ko def ndaxte lu ko waral jamono moo metti sànq mi ngi koy wax mbas mi itam laal na àddina wër nga këpp te itam ministre bi sànq rek mi ngi waxaat lu mel noonu que ni du mbas mi rek moom moo am ci àddina am na yeneen jàngoro lii nag moom mooy misaal bi niñ ko waxee rek tey Pape Cheikh jàmbaar boobu lañ demoon seeti àddina nag moo mel nii bu ñi nekkee ci lii ñi nekk ci leneen muy nag cas yoo xam ne dañ ko fi indi saa su ne di ko wan muy ak pàttali rek ak itam di gën a soññee loolu nag tey moom la ñu indi doon tey ci wàllum social muy jaxu saar ñu fekk ko fu ñu naan daaxu man yàlla baax na yàlla na ko suñu borom taxawu yàlla na ko yàlla taxawu te mu ko may ci enveloppe yi dina dama ëppal de waaye yàlla baax na xëy na ñoom Pape Cissé waa SVA duñ ma indil benn problème xam nga nu may def Fatick. waaw lii ñaar fukk la. am joxal ma ko. macha allah macha allah mënoo jóg woy mag la ma woy sama maam noonu la daan jóge buy jóg daal woy mag baaxul élage mag rek feebar la moo tax dañu bàyyi di seeti mag ñi balaa ñu leen di coronavirus mag rek maladie la parce que sama maam buy jógee waa léegi loolu bu ci corona tegoo fu mu jëm. addina yëngu gaaw macha allah yaakaar naa mu ngi seetaan Pape Cheikh. sans la de waaw 100 000 bu ko jox Modou Fall dama lay expliquer jëkkëram ko baax la Modou Fall la tudd mais loo jox Faat loo ko may mu may ko mbiri moom loo ko jox rek Modou Fall la koy joxe loo ko may may ko mbiri mooy Fatou mais lii heureusement ci télé laa la ko joxe yow na nga fexe boo koy joxe jatu du dara nag lu ma xeeb la na nga filmé yónnee ma jaxu xam naa sax moom comme mi ngi seetaan Pape Cheikh du ko jar soo moytuwulee buñ xëyee incha allah dañ ko koy envoyé comme ça yàlla na am ay ma lay remercier bu baax merci beaucoup jërëjëf amin yàlla na am rakk yu bari waaye amin yow tam man laal yokku la wala ñaar fukki yi ma ko jox day ful de rakk yu bari kii balaa fajar dina am yeneen i ñaar fukki yu ñëw Assane loo wax par rapport ak élément bi Fatou jàllale. temps yaa ngi sul ay grand mbubu Assane ay Assane yaa xew nag temps yi ngañ looy ree waa Zoulo waxal. ma ne par rapport ak élément bi fi Fatou jàllale. ñuy ñaanal ki nga xamante ni moom la yàlla subhanahu wa taala dogal li wàcc si kawam yàlla na ko yàlla saafara. amiin waay ak malade yëpp dañ fi jot benn message bu ñuy ku ñuy wax Ndiambe Diop. nekk directeur adjoint fële ca hôpital Le Dantec. chef des services administratifs et financiers. nee na jël na li nga xamante ni moom moo di scanner bi ak analyse yi gratuitement. waaw nee na ñu jokkoo ak man rek ñu jokkoo ak moom incha allah. très bien de bu ñu reprendre rek bu fekkee ne dañu mayee feet. bu ñu reprendre rek incha allah mu jokkoo ak ñun. jël na en charge lépp mooy monsieur Ndiambe Diop directeur des affaires financières ak administratives directeur adjoint bu hôpital Dantec Baye Cheikh. génn kon ñaar fukki paas rek lay nekk. ak yeneen koy gërëm bu baax di ko si ñaanal itam wax dëgg yàlla jàppale ko incha allah. ñu ngi remercier rek bonne volonté bi si jàpp naka noonu itam Pape Cheikh suñu équipe yi nekk Touba muy Talla Samb ak Ada Dieng. macha allah merci. jërëjëf Faty bi lay xale yi ñoo ma lakkal rek donc merci ñu ngi gërëm ñooñee nga xam ne nii jàpp nañ ci reportage boobu ñu wone jëm ci sunu mbokk moomu yàlla na yàlla taxawu ko ak ñeneen ñi nga xam ne ni ñoo tawat du moom rek ñi feebar te ñàkk moyen ñoo bëri hélas yàlla nañu yàlla may wér. amiin Cheikh ñi yónnee ne dañu wopp kenn xamul lu ñu toll. dafa bëri de. moo tax léeg-léeg sa àddina sax day sa bopp day toj day bëgg a toj. doo ci mën dara. te mënoo ca dara. wallaahi wax dëgg yàlla wallaahi mbay on peut pas tout satisfaire. ah oui loolu kenn mënu ko may. wallaahi mbay yàlla yàlla Dieu sax n'est pas Dieu l'a pas fait. oui mbay c'est vrai mais ça ira. mais dina baax. ça ira dina baax yàlla baax yàlla na yàlla wéral ñëpp rek. ça ira mbay
Galle ça ira incha allah kon mbokk yi mu ngoog Mamadou Ndiaye on rappelle encore hashtag bi tey Rasoul lay doon ci quartier général bi ma waxati sama wax ji ku fi waaye waxtaane rek ki ñuy waxtaanee jara waxtaanee kooku mooy gën gi mindeef Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loo waxtaan ci moom du doy segam suñu maam ñi ñu fiy waxtaanee ñoo dul doyee ci quartier général waxatuma la ak moom mi nga xamee ni ñoom suñu góor yàlla yooyu le moom rek la ñu woy moom rek la ñu kañ moom rek la ñu tagg ci Hadj Malick Cheikhul Khadim Seydina Limamou pour na citer ko ñooñu ndax am na ñu des réew mi léegi koo fi cité wul maamam day fàtte ni nit nga da ngaa fàtte te mu mere la ci sant gunte nee na ma comme tuddoo sama maam moom def na yëfam ba pare yow mënoo ci dara ma ne ko man xeexuma sa maam di damaa fàtte waaye maam yooyu yëpp ki ñuy waxtaane tey moo jara waxtaane di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dafa doon tradition ci quartier général bi saa yu ñu ko dee bëgg a jeexal rek moom la ñuy jagleel guddi gu màgg tey nag mën na noo dem daanaka ba prolongation ndax ponk yi ak waxtaan wi dinañu ko détaillé ci ni ngeen ko bëggee ndax Sénégal nag daanaka ñëpp bëgg ku tedd ki amul xale amul mag amul góor amul jigéen lépp loo xamante ni tukkee na ci jotaay bi de tey bëgg nañu mu jëriñ ñëpp ñun xale yi mag ñi ñëpp kenn ku ne mën cee sukkandiku bu ca kanamee donc hashtag bi je rappelle encore Rasoul lay doon ci QG 2020 Mamadou Ndiaye. oui hashtag bi Rasoul la tey sallallahu alayhi wa sallam tey ki nga xamante ni ku màgg ki nga xamante ne moom lañ fas yéene waxtaanee ki nga xamante ne déjà ndaw ñu commencé nañoo génnee ñenn ñi ñu jàppee ay penseurs ay bindkat yu mag ci atum mën nañu jàppe ci 18 wala 19e siècle ba léegi ñu bindal leen ñu koy bindal ay poèmes yu doy waar ku ci mel ne Alphonse de Lamartine Victor Hugo ak ñoom Goethe ku ci nekk génnee ci ay xalaat ñoom ñëpp bind nañ ci prophète ñoom ñëpp bind nañ ci lu mag loo xamante ni ku ci nekk di tagg ki nga xamante ni mooy yonent bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñi nga xamante ni leen di jàppee ay bindkat ay boromi xam-xam yu mag a mag a mag déjà hashtag bi QG TFM 2020 la ak fi nga xamante ni mooy YouTube bi Facebook ak Twitter bu groupe Futur Média wala bu télévision Futur Média merci encore une fois yéen internautes yi ni ngeen di scotché di gis njëriñ bi nga xam ne jox ngeen ko groupe Futur Média mais surtout émission bi di quartier général réaction yi déjà commencé na Pape Cheikh ku ci nekk di wane sa cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. voilà xale yëpp ko bëgg. li xale yi di tooñ des fois ana ñu ko bëgg xam naa su ma leen ko laajoon yéen ñëpp ci seeni saal yéen a ngi naan ñoo ngi nii ana ñu ko bëgg ñu ngi installé Oustaz Pape Hann moom mi nga xamee ni li may tooñee Moustapha Mbaye rek bàyyi tarba suma doom ji ne ko fexe nga ba dàkkantal bi ku tudd Moustapha Mbaye sa xel dem ci Seydina Mohamed. yooyu dafa baax ku ne El Hadj Mbaye Garmi liñ ciy teg mooy nabiyeen la yooyu dafa baax. c'est important yooyu dafa baax. xam nga dakkantal wu rafet. xam nga Baye Cheikh. waaw ku ne Mamadou Ndiaye sport ngay xalaat. dakkantal sax na Pape Hann. dakkantal wu rafet dafa baax. Pape Hann sax na jàpp première question bi. waaw ndax dakkantal sax nit mënu ci dem àjjana. loolu moom dinaa ko laaj. lu dendoo laalee hélas. dakkantal lu yàgg ci diw niin nag dëgg la. non sérieux lu leer laa lay wax de. waaw lu dendoo laalee dama ne Baye Cheikh. mën nga bind sa oto bii na biir. sa géer seen la rek. gis na biir bi mu topp la. bés boobu nga am ca dépasse. fort. Moustapha Mbaye moomule nabien bu mag bi. ci sopp na bi rek ku ko gis xool ko da nga ko jox beneen cër. wallaahi fekk kan warlu ko Seydina Ahmed rek moo ko. boobu rek moo waral bi lay mbay kenn du moom. cay mbay cay ci Pape Hann tey nar a waxtaan. mu ngoog sëtam bi nar a teewee waxtaan bi moom it yegsi na di Chérif Boubacar Aïdara alxayri di suñu sang di suñu sëriñ di suñu soppe di suñu lépp di suñu waajur it xale la ci àddina waaye waajur la ci ñun. dëgg la donc moom it mu nar a fekkee jotaay bu mag bi li nga xamee ni Seydina Mohamed la ñu ko fas yéene jagleel maa ngi seen ñoom ngañ mbaay ak suma soppe yooyu nga xamee ni ñoom tayit ñoo fas yéene gunge sénégalais yëpp ba fajar ñu leen neex tuddee leen ko bu leen neexee gàmmu bu leen neexee màggal en tout cas daal Seydina Mohamed maami Chérif Boubacar Aïdara la ñuy waxtaane tey ci télévision Futur Média mën nañ cee profité rek xanaa jëlaat ay téléspectateurs permettre aussi Sophie am lu mu ñu toggal très rapidement loolu itam fàtte woon naa ko donc composé leen ngeen dugg ñu may quelques minutes Sophie mu toggal ñu xëdd bi enchaîner ak publicité yi puisque partenaires yi itam ñu jar a gërëm lañu ñoom ñoo jàpp ci quartier général bi ba mu nekk premier talk show fii ci Sénégal donc mën nañu dem ci li nga xamee ni moom la ñuy toggal moom Sophie ca boori Kër Ngóone. waaw TFM jërë ngeen